بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax الله أكبر الحمد لله mbokk yi safoo di seen chaîne de télévision DTV rawatina seen émission Ndenkaane ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di yaakaar ne émission pek na leen si jàmm mbas mi ci réew mi di coronavirus yàlla na fi jóg yàlla na fi yem ñi ko jot a am yàlla ñu wér ñu ko amagul yàlla buñ ko mës a am Oustaz Mohamed Diop nee na yàlla def lu bëri suñu pochette ak suñu poche yi amin ñuy jaale suñu mbokk suñu xarit suñu collègue Léna Salif Mbaye waajuram bu góor dafa wàññeeku Léna ñu ngi lay masaw bu baax a baax di la ñaanal sa waajur bu góor di suñu waajur yàlla na suuf sedd ci kawam waaye yàlla na ko yàlla xare aljana Sambou Biya gi tamit di suñu wóolëre di suñu xarit di suñu collègue muy teew souvent fii sam ci Ndenkaane nekk ci journal bi Sambou Biya gi tamit dafa doomam bu jigéen dafa wàññeeku Sambou ñu ngi lay jaale di la masaw bu baax a baax métti na waaye jullit moom day nangu dogal Oustaz Birama nga Oustaz Mohamed nga sànni ci kàddu waaw ci bañal li di sof ginnaaw bi ma nuyoo ñi ma bokkal plateau bi nuyu sama jigéen Rosalie ak sunu invité yi di masaw bu baax a baax sunu jigéen tamit Léna li ma koy tooñee ma sœur laa koy wax di ko wax ni waajur moom fu mu wàññeekoo ci dunduk doomu aadama nit ki yëg ko mais liñ koy ñaanal rek mooy di ne way dawlu bi yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm fi ko waajuram bi féete woon yàlla na ko fa yàlla féete ci li nga xamante ne mooy lu raw njortam grand Samba Biya gi tamit ñu ngi koy massawu ci sidit woowu nga xamante ne moo dog te doom sidit la di ko ñaanal yàlla na xale bi yeggalee ndawam biir aljana ñoom ñaar ñëpp moo xam way jur week xale ba yàlla na ñu bokk ci ñi nga xamante ne suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dina leen teeru ci aljana amiin yaa rabbi soxna Rosalie maa ngi lay ziar nuyu oustaz nuyu itam ñi nga xamante ne ñoo di suñuy gan comme ni ko oustaz waxee ak yow tamit ni nga ko waxee rek dellu di jaal ki nga xamante ne moo di Léna papa moom mi nga xam ne moom moo génnee àddina yàlla na fi mu jëm gënal ko fi nga xamante ne fii la jógee et que voilà la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis de même que nag doomu ki nga xamante ne moo di Sambou Biya gi métti na trop ki nga xamante ne nag moo di papa di denc doomam lu métti la donc dañ koy ñaanal rek ñoom ñaar ñu am xolu muñ te di leen ñaanal ndax xam naa ni ay ñaan rek moom moo ci des. am na solo tey nag Ndenkaane di recevoir waa cadre des religieux pour la santé et le développement ñu si nuyu monsieur Adi Niass Adi ñu ngi lay ziar di la dalal bu baax suñu plateau. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay fay di la nuyu teg sa loxo nuyoo bi ak ñu bokk ak plateau bi ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan télé bi di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu nuyu tam madame Rokhaya Thiam nga xam ne mooy charge de programme bi association madame Rokhaya ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen itam di leen ziar di leen gërëm ci dalal bi ngeen ñu dalal di leen ñaanal jàmm ak sutura ak xéewal di leen jaal tamit ñooñu wàññeeku di wax yàlla leen yàlla yërëm te xaral leen àjjana. am na solo te nag Ndenkaane li ñuy waxtaanee mooy religion et impact de la Covid sur la santé de la reproduction mooy lu am solo mais balaa ñoo gën a waxtaan ak gan yi ñu dem transition ñëwaat dugg ci waxtaan bi. voilà donc madame Thiam seen association dafa ñëw di waxtaanee santé de la reproduction waaye tamit ay impact yu ko Covid bàyyil. corona bi jaar na fi perturbé na système yëpp perturbé na doxalinu ñëpp. mais jigéen ñi dañ cee gën a loru. waaw loolu moom dëgg la ñu wax rek ne ñun la cadre religieux pour la santé et le développement comme ni nga ko waxee muy cadre boo xamante ni bii dafa ëmb ay kilifa diine yu bàyyeekoo ci mboolem tarixa yi ñoom ñoo bokk cadre bi di jàppale tamit ministère de la santé ci programme yi
li ñu fi indi tey nag mooy impact bi nga xamante ne bii surtout les impacts négatifs bi nga xam ne Covid bi def na ko ci mbirum wér-gu-yaram bi surtout rawatina jigéen ñi ndax boo seetee ne jigéen bu fekkente ne dafa war na lor dafa war a jege bërëb bu fajukaay. ñu rappeler juste que ne sage-femme nga. donc am nga taxawaay boo mën a waxee ci lii. sage-femme la donc jigéen bu fekkente ne dafa war na lool dafa war a gën a jege bërëb bu fajukaay yi dafa war di def ay visitam correctement. di dem def analyse am def ay échographie am ñu koy saytu di seet yaramam parce que ku ne xam na ne consultation prénatale moom mooy prévenir jafe-jafe yi nga xamante ne dafay am ci njurum doom. su ko defee bu defee consultation prénatale am normal loolu mën na koo aar ci kàttanu yàlla. ba nga xamante ne du am jafe-jafe ci buy am doom wala bu jafe-jafe naray amit ñu mën koo gàttandu ba mën koo saafara ci kàttanu yàlla. beneen fànn bi tamit mooy gis nañ ne waxuma sax njurum doom mi rek mais jigéen ñi nga xam ne dañu wasin bu ñu wasinee dañu war a delluwaat ci hôpital bi ñu saytu leen seet leen loolu tamit defuñu ko ñu bëri defuñu ko parce que dañu naan suñu demee ci centre de santé yi Covid baa nga fa mën nañ leen ko wàll wala nit ñi amatuñu jot pour faj leen ak yooyu. mais beneen aspect bi nga xam ne nit ñi dañ koy fàtte toujours mooy aspect économique. parce que ku ne xam na ne bérébu fajukaay boo fay dem da nga yóbbu xaalis. da nga fay consultation di nga jënd ordonnance di nga def yëpp mais ñoom dañuy am ay jafe-jafe des fois dañuy wax ne sax dañoo déserté hôpitaux yi. parce que dañoo ragal Covid bi mais ñu ci bëri dañ ko déserté parce que amatuñu luñ demee. parce que Covid bi mu ñëwee indi na ay jafe-jafe yu bari ci wàllu koom. surtout couvre-feu bi nga xamante ne ci période couvre-feu bi xam nga boo jëlee exemple rek chauffeur taxi bi nga xamante ne bii moom dafay dem guddi ba guddi lay liggéey. couvre-feu bi ñëw nekk guddi. donc moom mënatul woon liggéey guddi. donc amatul woon sax téeméer bu mu xëy jox ko jabaram. pour mu dem consultation. donc loolu dafa indi ay jafe-jafe yu bëree bëri ci wàllu faj mi man damay wax sax ne ñi ngi wax nit ñi naan nañu jënd masque dañu distribuer ay masque dañu distribuer ay gel mais defe naa ne tamit utiliser bàjjenu gox yi ñu gëstu koñ yeeg quartier yi ñi nga xamante ni ñi war nañoo mën a faju te amuñu lu ñu fajoo maire yeeg ñi nga xam ne yàlla may na leen tu jàppale leen ñu dem faju ji loolu tamit doon buñ ko ci doon boole dina am solo lool te defe naa ne loolu yëpp boole wuñ ko ci. am na solo dinañ ñëw balaa ñu ñëw ci conséquence wu li nga cité nii léegi lan la jural après jigéen ñi. ñu ñëw ci monsieur Hady ñu ne tey cadre des religieux pour le développement. cadre des religieux pour la santé et le développement. en général bu ñuy dégg religieux yi en tout cas du ñu leen méngaleeg santé de la reproduction. parce que am na benn partie boo xam ne day xaw a contradictoire léegi lan moo leen dugal ci santé de la reproduction. waaw alhamdulilah maa ngi lay nuyu beneen yoon. dëgg la religieux moom. dëgg la maanaam nit ñi bu leen neexee ñu xoolee ko benn côté. waaye bu ñu xasee wax kilifa diine. su fekkee ne kooku lislaam ma ko tax a jóg. kooku amul lu ñuy teggi ci rôle am. parce que kooku rek liggéeyam ak jëfam yëpp li mu war a firnde rek moom mooy lu baaxal nit ñi ci seen dund pour ñu jaamu yàlla. ndax tamit religieux parce que cadre bi tamit dafa boole tamit ñu bokk ci jàngu bi. am nañ ci ay représentants. mboolem diine yi ci tamit mboolem kuréel yi ci tariqa yi ak ci yeneen association yi ñun tamit am nañ ci représentant te ñooñu ñëpp macha allah comme gis nga cadre bi ñu ko tuddee ñoom ñëpp ay borom xam-xam lañ amee seeni diplôme ba pare waaye si diine l'islam dañuy yëngatu. loolu nag bu ñu ko waxee donc seetaan du warati par exemple bu ñu waxee dara ci côté wér-gu-yaram. ministre bi génnee ko wala kenn ci kuy faj génnee ko l'islam war naa jóg saytu loolu lan moo ci taxawaayu l'islam xam nga l'islam bëggul xamoo mbir mi rek nga ne dafa xaraam wala xamoo ko nga ne lii dagan na l'islam bëggu ci loolu dara li mu bëgg mooy lépp loo xam ne dafa ñëw moom am na si solution nga jël ci li baax li bon nga ne lii dafa bon mais l'islam amul dara lum loo xam ne daf ko rejeté waxu ci moo tax li nga xam ne dafa nekk di ay aaya wàcc nekk ay ahadis mu hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu dafa nekk règlement yoo xam ne ay règle yoo xam ne ñun dañ see war a topp mais boo gisee usulul fiqh ñëw usulul din ñëw li muy règle mooy maslaha mursala masalih mursala yi nga xam ne ay maslaha yoo xam ne doomu aadama yi dañoo war a dund te buñ dundee seen dund googu noonu dafa war a dëppoog l'islam su ko defee ñu indi usulul fiqh ñu indi usulul din pour loolu ñu règle ko mais dañ koy jéem a qiyaas maanaam natt ko ci lu dëppoog xadis wala lu dëppoog waxi alquran donc kon foofu noonu nag mënuñoo tëb rek ne lii dafa xaraam wala bàyyi leen ko
wala lii tamit l'islam waxu si waaye dafay laaj gëstu l'islam nag bëgg na su fekkee ne da ngaa gëstu gisoo ko nga ne xaw ma loolu sax moom moo si ëpp chance maanaam ki xamut ki nga xam ne xamut mu ne lii xaw ma ko parce que bu ci duggee wax ci lu mu xamut mën naa indi problème yu bëri moo tax nag cadre bi jug di dox ci loolu lim njëkk a dox ak kilifaay dëkk bi kilifaay nguur gi te defu ko ci Sénégal rek mu nga def sous région bi yëpp ndax ñëpp ñu ngi ñuy topp di ñuy saytu ñu leen seet si ngir jël suñ li nga xam ne dañ koo jàngat li ñuy jàngat nag defuñ ko rek ak suñu xam-xamu bopp mais dañuy boole xam-xam yu bëri mais dañ ko boole ak environnement bi Sénégal di doxee ndax Sénégal boo xoolee kuréel bu nekk am na kuñ topp moo tax sax cadre bi jël ci kër gu nekk am na kuñ topp mais ñooñu dañu dem ba seen njiit li ñu laaj leen ci xaddiya bi maanaam mbir mi ñu war a wax lu si seen gis-gis loo xam ne daf koy teg si l'islam am na lu bëri loo xam ne def na ko ci mooy li ñu wax ne espacement de naissance xam nga bu ñu tëbee rek waaw parce que loolu moo gën a tax cadre bi mën a jokkoo gouvernement bi ndax moom mën naa ñëw jëlee fu ko neex ay programme am ñëw indil ko Sénégal te loolu mën naa ñàkk a dëggan ci l'islam mais mën naa baax tamit ci suñu njaboot donc ñu rejeté ko ba mu ëpp rejeté ko ba mu jeex baaxul waaye ñu jël ko lépp tamit baaxul kon nag foog ñu jël cadre boo xam ne danañuy tàggatu ci loolu am expérience ba pare mën a jàppalanteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay dëkk bi comme ministre de la santé wax dëgg yàlla am ñoom tamit ñu ubbil ñu bunt trop surtout DSME nga xam ne ñun ñu ngi liggéey ak ñoom lépp lu ñu yëkkati lu ci bëri bokk ñu ngi ci consulter cadre bi te defe naa bi ñu commencé loolu ba léegi ñoom coole wàññeeku na si ñoom te itamit ñi nga am li ñu bëgg waaye ñu tamit toujours dañuy bëgg rek li ñuy def mu nekk loo xam ne day dëppoo ak l'islam kon daal su may tëj si wax ji mooy li tax cadre bi ñu dégg religieux rek dégg leen ci côté yooyu noonu l'islam moom bàyyiwul dara maa faradnaa fi kitaab min shay kon li war mooy képp koo xam ne da ngay oote yaa xam imam nga yaa xam nit diina nga yaa xam loo mënta nekk war ngaa gëstu li nga xam ne mooy baaxal dund askan bi boo koy gëstu nag da nga koy gëstu ci côté boo xam ne l'islam dana ko nangu boo xamut nga bàyyi mais du ñàkk spécialiste boo xam ne wala koo xam ne am na xibra nga oo ko mu ñëw jàngale la loolu mais imam bi sa fekkee ne dafay xutba te xam-xam màccul ci loolu war naa oo ku mel ne oustaz Mouhamed wala keneen mu bayaanal ko ci thème nangam gëstul ko indi traitement boobu noonu wax ko askan bi ndax loolu moo yëkkati l'islam loolu moo tax l'islam jóg am na solo Rosalie, ça te fait quoi aujourd'hui d'entendre le cadre des religieux pour la santé et le développement justement pire encore ou mieux encore je dirais ñuy promouvoir espacement de naissance ak pour lépp loo xam ne dafa jëm ci wér-gu-yaramu jigéen ñi maternelle plutôt waaw c'est vrai cadre bi c'est quelque chose boo xamante ne on peut dire que initiative bu rafet la déjà boo nee cadre rek normalement dafa war a boole ñëpp te ci seen wax ñoom ñaar dañuy sentir ni cadre bi y a tout le monde là-dedans maintenant man li ma bëggoon xam déjà rek lan mooy soubassement wu boobule cadre lan ngeen def comme étude de proximité bu waral ñu dem ba ne wax nañu mettre sur pied benn cadre boo xamante ne ça va regrouper toutes les religions yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk membres yi ak guides yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk pour ñu mën a xool def taxaw seetlu ci lu jëm ci wàllum santé maternelle ku wax santé maternelle wax wàllum espacement des naissances wax itam lu jëm ci wàllum planification familiale te ñëpp xam nañ li religion yi wax ci cadre boobu noonu yéen ci seen côté naka ngeen di liggéeyee pour que espacement des naissances boobu noonu mën a nekk une réalité sans pour autant que ngeen indi barrière li nga xamante ne moo di religion bi dugg fa loolu tamit dina nekk loo xamante ne xaw na lëndëm tuuti ndax religion moom ak espace ak li nga xam ne moo di planning bokkuñu waaw léegi maintenant espacement des naissances moom ci la bokk kuy wax ci wàllum santé maternelle léegi yéen naka ngeen di liggéeyee ci cadre boobu noonu pour bañ a enfreindre à la religion te mën a def également lépp lu jëm rek ci wàllu société bi ak lu koy laajee. waaw dëgg la comme ni nga ko waxee rek gis nga sama biir wax sax man maa ngi wax espacement de naissance. pour bañ a dugg ci planning parce que planning man ni ma ko jàngee parce que ñun ñëpp def nañu ay formation soxna si ñun dem nañu ay place ñu defal ñu formation parce que booy wax ci diine tim war ngaa xam ci benn côté bi bien sûr te ku nekk sa bopp man nii personnellement man bi ma jógee Égypte ñëw def naa Égypte daan gëstu yu bëri waaye taxut ma d'accord lu bëri ci planning ba léegi am na si lu ma d'accordul mais ba ma déggee experts yi ñu wax ak conséquences yi su ko defee loolu dama ko nettali ak sama xam-xam ma am lu ma ci ànd ba pare nag engagé wu gannaaw bi ma amee ndigal samay kilifa pour représenter leen léegi nag dañoo gis ne religieux yi ñoom
dañoo jege askan bi tey gouvernement bi tey bu ñëwoon bëgg a dugg si askan bi rek indil leen benn affaire askan bi mën nañoo weddi te dañ koy teg fu leer ndax koo xam ne dafay ñëwoon daaw ne la dinaa la defal lampe dinaa la defal forage nga toog ba déwén gisoo dara koo xam nga am nga droit dama wax ne kii man du ma ko gëmati mais koo xam ne moom li nga seq ak moom mooy yàlla nee na yonent bi nee na kooku normalement bu gisee dëgg war naa mën a ñëw leeral la ci ne lii laa xam ci li ci yàlla wax donc cadre bi loolu moo tax ñu jublu ci loolu comme ni ma ko waxee nag l'islam amul na lii dañ koy tegg bokkuñ ci maanaam complexe boobu amul ci l'islam lu bëri sax civilisation yu bëri nga koy gis ci àddina ci l'islam nañ ko jëlee boo demee Espagne boo demee Italie tey boo demee si seen civilisation seen programme yi gën a mag da ngay gis ne ba fa l'islam nekkee si lañ ko copté indi ko te boo xoolee même seen luwaay yi da nga fay fekk loo xam ne dafay dëppoog ay alquran dafay dëppoog hadis te ba léegi seen téere yaa ngi foofu noonu donc fii Sénégal sax tardé nañ lu bëri ci côté yooyu noonu ndax tey am na loo xam ne tey boo demee Égypte da nga fay fekk boo demee Maroc da nga fay fekk ci li ñuy wax ci côté planning familial te loolu ñu mën ko wax Sénégal mais loolu c'est normal parce que l'islam bii ab bu nekk maanaam environnement bu nekk am na loo xam ne moom la yelloog tey li dagan ci côté espacement de naissance fii ci Sénégal ak Gambie wala ci Gambie dana uteeg bu Sine dëgg la parce que seen mbir bokkut moo tax nag cadre bi lim njëkk a def mooy di dox wàllu boppam parce que lim doon dox noonu commencé na si te àndu ceeg ministre de la santé àndu ceeg dara mais dem nañ ba nga xam ne am na ñaari jotaay ñun dañuy wax weddi sax côté santé bi parce que li ñu wax l'islam nanguwu ko ñoom tamit ñu wax waaye xamoon ni ñuy informer askan bi loolu nag moo indi dëppoo bi pour ñu mën a ànd ci liggéey ci loolu waaye toujours ñun suñu liggéey dañu fexe bu ñu la waxee lii rek ñu ne la lii mooy argument bi moo tax dañoo def benn argumentaire boo xam ne argumentaire islamique pour espacement de naissance moom lañ ko tuddee. mais concrètement lan mooy seen taxawaay wala par rapport ak loolu espacement des naissances planning familial et religieux. non madame Thiam va répondre à ça. waaw léegi ñun suñu taxawaay maanaam tey bu ñu waxee espacement de naissance moom mooy ñu organiser jur gi. espacement de naissance mooy par exemple bu nit amee doom nga fexe ba moytu nef mën a nàmpal doomam ci li ko l'islam digalee ñaari at jigéen ji mën a noppalu xale bi tamit mën a jël li mu am ci côté yaayam mu doog a jëlaat beneen ëmb loolu dañoo wax ne l'islam nangu na ko mais nag dañoo wax ne li ñuy wax tahdid nasl mooy arrêté ñuur xam nga plan dafa dugg ci loolu l'islam nanguwu ko te loolu tamit ay argument yu bëri am na ko même àddina bi yëpp. mais bu ñu waxee nga baal ma bu ñu waxee espacement de naissance forcément prise de médicament dina ci am. forcément programme de ay contraception ak yooyu yëpp dina ci bokk loolu madame Thiam dina ci ñëw. te est-ce que du loolu tamit loolu la diine dàq. non dina dàqut wasaa'il yi nga xam ne daf lay moytu lu ko loolu parce que am na loo xam ne naturel la am na yoo xam ne tamit suñ docteurs yi ñoo ñu ko digal su fekkee ne. l'islam moom li mu man mooy lii dagan na mais docteur bi bu la waxee ne la lii nii mooy baax ci yow foofu tamit xam nga am foo xam ne l'islam du ko dugg foog techniciens yi ñoom ñoo ci dugg waaye ñun li ñu wax moom mooy espacement de naissance baax na l'islam nangu na ko ci ay wasaa'il mooy jumtukaay yoo xam ne dañ koo tëral ci lu dagan nga def ko xam nga tamit maa ngi lay gën a yombalal affaire bi parce que ñu bëri bu ñu wax loolu ñu ngi sóoraale ñi nga xam ne nekkuñ ci sëy mën nañoo utiliser jëfandikaay yooyu noonu pour yàq ko mais loolu tamit moyen de contraception waaw loolu sax moom moo ñu gën a tax a jóg parce que l'islam buy jóg li muy njëkk jàngale mooy ñu fexe ba yar ndaw yi fexe ba jàngal leen seen dina xamal leen lan nañu téye seen bopp ndax jigéen bu juddoo ba toll fi muy gisee mbaax ak yooyu foofu noonu rek ubbil nañ ko bunt pour am doom te pourtant amagul jëkkër te yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom moo ko bind toog na rek mu am ay at rek mi ne kii ubbil naa ko léegi yoon pour mu mën a am doom mais waxu la ne la nga dem am doom far force daf la xaaral ba am borom kër ci lu dagan nga ànd ak moom doog a am doom te terewut yow ubbil nañ la pour nga am doom loolu tamit loolu nañuy wax foofu noonu du caagee nag bu ñu indee lii rek dañoo wax ne képp koo xam ne daf koo soxla na ko jël moo tax ñun li ñuy wax dañ ci wax ne ñun waxuñoo ñi amagut ñu nekkagut si buum ñun couple lañu wax ne bu ñu demee ba àgg te déggoo tamit te l'islam tamit dafa am charte yu mu wax ci loolu espacement de naissance jigéen amul droit pour def ko sans jëkkëram nangu ko jëkkër tamit amul droit force si jigéen lu dañ see déggoo maanaam ñaari charte yooyu yëpp dafay ànd te dañu am cause mën naa ñàkk wér-gu-yaram
mu koy saytu. même tey boo demee ba ci Égypte sax ñoom borom xam-xam yëpp daje nañ si ne même jigéen bu mënee bu bëggee sàmm taaram. ci benn diggante war naa mën a tax mu organiser foofu noonu njuram pour mën a def espacement de naissance. président Égypte bi rek 2011 bi mu eggee bees noonu wala 2012 laaj na Cheikhul Azhar te laaj bu garaaw la ko laaj. def na ko ndax Cheikh Ahmed Tayyib ndax man mën naa gis koo xam ne dafa am ñaari doom mën na ko toogal ñetti at doog a amaat doom wala ma gis ko am ñetti doom mën na ko arrêté ndax loolu dana tax dëkk bi dëgër. duñ dajale rek dajaloo boo xam ne dana tax ñun duñ mën a téye suñu bopp rek def na ko xalaal ba ko dëgër na ñetti yoon. mais après daf ci teg benn argument ne parce que espacement de naissance wala organiser famille loolu l'islam maye na ko loolu mooy argument am donc fii nag loolu ñun sax duñ ci d'accord maanaam arrêté njur nga wax ne ñett laa bëgg am damay arrêté loolu moom ba léegi man personnellement ak borom xam-xam yi nga xam ne óolu nañ seen xam-xam ñoom nangooguñ loolu waaye nag sans départ tamit ci environnement bi nga xam ne moom la nit ñi dund. am na solo balaa Oustaz Mouhamed Diop di ñëw. oui sage-femme mu dellu si waat bu baax a baax voilà parce que sur le plan santé moo ci gën a mën a am taxawaay. surtout. waaw dama bëgg a wax rek ci cadre bi taxawaayam parce que cadre bi taxawaluwuñ ko rek mu nekk cadre religieux pour la santé et le développement rek pour espacement des naissances. déedéet cadre religieux pour la santé et le développement dafa nekk ONG boo xam ne dafa taxaw ba pare waa ministère sollicité ko pour mu jàppale ko ci espacement des naissances. ba ñu ñëwee li ñu wax dafa leer dañ ne mën nañ jàppale ministère ci espacement des naissances mais couple légalement marié la ñuy wax ñi nga xamante ne ñi dañoo nekk ci buumu sëy te li ci lislaam wax fa la ñuy yem te gis nga loolu cadre bi mu ko defee bi mu ñëwee di jàppale man j'ai sillonné tous les pays ànd ak ñoom di dem ñuy dem di waxtaan ak sage-femme di waxtaan dañu dem ba nekkatul sax problème espacement des naissances problème mu yar sage-femme yi ak xamal leen seen diine ci fan lañ war a yem ci paj mi fan lan la leen l'islam sant ak lan la leen l'islam santu parce que léeg-léeg da ngay dem foo xam ne sax dañ la naan waaw man su fekkente ne nit ki dafa ñëw sëyul sage-femme a koy laaj comme man nit ki dafa ñëw sëyul ne dafay def planning am ndax du ma ko defal parce que su ma ko defalulee sama charte sama kii liggéey mën naa ko ñàkk wala bu ñëwee demander loolu jënd ticket ba pare man dama ko expliquer mais ñun dañ leen di wax carrément li l'islam wax yow yaay def nag sa choix entre yow topp sa diine ak topp parce que nit ki boo xamee ne lii liggéey bi muy liggéey nii yàlla subhanahu wa taala moo ko jox moo ko mën a xañ defe naa ne warul dox sa diggante ak borom bi su ko defee ñun sage-femme yi dañ leen di leer tam bu fekkee nit ki tamit bi muy tàmbali liggéeyam lii la signé woon dafa ne woon lii mooy sama liggéey lii laay def lii du ma ko def bu leen ñëwee tamit fekk ne commencé na engagé wu si liggéey boobu ba pare ne ko lii bu ko def parce que sa diine lii la laaj bien que diine moom c'est irrévocable kenn du ci wax lu diine wax rek loolu la ñu war a topp mais kooku tamit est-ce que doon benn partie doon ko poser préjudice loolu xam nga oustaz sax dinañ ci ñëw mais dama defe ne ñun en tant que sage-femme am nañu yeneen i fànn am nañu yeneen i porox ndoll mooy yedd nit ki yee ko exactement communication parce que du nit ki dafay ñëw ne salaamaaleykum lii laa bëgg te la mu bëgg yow leer na ne yow benn sa diine mayu la ko moom mi koy def loraangeem la parce que yow bu fekkente ne da nga ne da nga koy xittali soo ko defalee méthode bi bu demee dem ci Samba dem ci Demba mais kooku moom après mën na récolter ay feebar. est-ce que ça veut dire que les méthodes de contraception dañuy di feebar. non dama ne waxuma loolu de dama ne ki sëyul su fekkente ne da nga ko defal méthode contraceptive nga ne yow da nga koy dimbale parce que yow xëy na mënoo ko ñàkk dimbale da nga koy dimbale mais kooku yow bu fekkee yeddoo ko won ko ne ko même méthode bii bu ko jëlee du ko aar ci yeneen feebar yi nga xamante ni mën na koo lool mais loolu lan lay jëriñ donc xam nga beneen fànn la ngi noonu moi je pense que ñun sage-femme yi du ñu doxale noonu man bokk parce que dañu war di yeddaate léeg-léeg xale bu jigéen dina ñëw sëyul ne la dama bëgg une méthode contraceptive mais da nga koy yedd parce que da nga koy seet ne yow sa bopp yow mii sage-femme sa doom bu jigéen doo ko jox une méthode contraceptive te sëyul waaw xam nga doo ko jox kon nag yow bu doomu jàmbur ñëwee di la ko laaj nga xam ne kii peut-être ci réer la nekk wala ci njàqare yow sa bopp da nga ko war a delloo si waat loolu moom moo tax cadre religieux bi même pas yemuñu rek ci affaire santé sax développement mais tamit dañuy ñaax xale yu jigéen ñi pour ci yaru xale yu jigéen ñi ñu ngi préparé sax ñoom ab argumentaire religieux sur l'éducation des jeunes filles. parce que tamit war nañu yaram balaa ngay jox parole oustaz ndax oustaz bu waxee rek tëj affaire yi dama koy burux benn question par rapport ak argumentaire bi nga xamante ne moom la wax par rapport ak ministère de la santé nga xam ne dafa ñëw greffé wu ci yéen pour gën a vulgariser sa communication est-ce que du
foofu mooy piège bi déjà pour faire passer son message ñu jaarale ko ci yéen sachant que cadre la religion la te xam nañ exactement ni tout le temps dañuy buter ci religion bi pour message bi mën a jaar. man li ngeen di wax piège laa mënul gëm piège mooy dañ lay dugal ci loo xam parce que man mënuma gëm ne yéen peut-être nit ñi dañu xamul espacement de naissance nef day rey man j'ai fait 30 ans dans le service gis naa ba tay ku nef rey mosuma gis espacement de naissance rey c'est vrai te nef day rey bu bon a bon parce que jigéen ji nga xamante ne bi yow fu fekkente ne ëmbuloo dara jotu la sa utérus 7 centimètres lay mesurer utérus buy mesurer 7 centimètres nga ëmb yàlla subhanahu wa taala def doom ji di màgg ci biir bi di màgg ba mesurer 50 centimètres liir bu juddoo liir bu normal bu juddoo mesurer 50 centimètres am loxo am tànk am bopp te ci 7 centimètres yooyu foofu la màgge loolu defe naa ne ustaas yi xam nañ ko 7 centimètres yooyu mu màgge yàlla moo def mu màgg foofu mu màgg dafa am ay cër yu fa nekkoon yoo xam ne puus na leen ba wax na leen imposé wu ba judd ci kàttanu yàlla judd googu mu judd nag mais cër yooyu mu puusoon yooyu am nañ ay jafe-jafe parce que boo gisee ñu naan jigéenu wérul jigéen bu ëmbee début bi déjà mi ngi tëfli mi ngi wëccu parce que am na ay hormones yoo xam ne day wàcc ci yaramam mi ngi tëfli mi ngi wëccu su demee ba nga xamante ne ëmb bi avancé na mi ngi commencé di am ay problème mu tànk sama penk bi tànk yi di sadd te loolu c'est des choses naturelles yoo xamante ne grossesse bi moo koy def bu grossesse bi avancé day bës estomac bi buy lekk naan damay xër ñeeñi damay wëccu damay def nii donc loolu moo indi turu jigéenu wérul bi parce que jigéen ji bu ëmbee dafay am ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu mu am su xale bi juddoo mu war a toog nag nàmpal doom jooju mais moom war na noppalu war na reposer wu au moins pour que doom buy ëmbaat mën a ëmbaat ci jàmm ak salaam noppalu boobu nag ñun 2 ans la ñu wax dañ ne jigéen ji bu fekkente ne dafa ëmb su wasinee war na noppalu 2 at pour que yaramam mën a delluwaat mu mën a am kàttan nàmpal doomam ci xel mu dal xale bi tamit mën a wér mu mën ko toppaloo jëkkër ji mën a wér parce que jigéen ci nef li muy encourir dafa grave parce que bu fekkente ne yow da ngaa nef déjà utérus bi delloogul place am da ngay risquer accouchement prématuré da ngay risquer nga wasin te heure bi di jot te boo wasinee te heure bi jotul loolu mën na la indil ay jafe-jafe parce que xale bi même bu dundee tamit ku ne xam na ne fii Sénégal soo fi wasinee doom joo xam ne prématuré pour nga am foo ko dugal rek dafay jafe su fekkente ne tamit doom ji juddu na yaay ji mën na sañe ba ñàkk bakkanam wala mu sañe ba mujj di def ay dialyse ak wala mu nekk ab cardiopathe yooyu yëpp dafay am te loolu yëpp nef moom moo koy jur bu fekkente ne tamit yaay ji tamit non seulement moom day wéradi mais xale bi ñu def day wéradi parce que xale bi nga xamante ne bi nàmpul li mu war a nàmp juddu na rek daal di am juróomi weer yaay ji ëmbaat bu ko defee moom tamit da koy indil ay jafe-jafe yooyu tamit nag du mucc baay bi du ci mucc parce que bu fekkente ne da ngay gàddu sa doom di gàddu sa jabar di dem hôpital dem ak dikk di nga absenté sa bërëbu liggéeyukaay di nga feebar di nga am ay jafe-jafe yooyu yëpp sa poste tamit du ko fekkee yooyu yëpp dafay jur ay jafe-jafe yoo xamante ne bi communauté bi moo ciy perte cadre religieux nag bu jógee di ci wax defe naa ne jafe-jafe yooyu muy jur ñoom ñoo tax ñuy wax mais jóguñu pour que promotion de la planification familiale parce que planification familiale damay wax toujours ne weñ gaa nga bañ a ca mbàññ xam na peut-être xëy na première niñ ko doon xalaate ak niñ ko doon defee xëy na moo sooxee waaye bu fekkente ne espacement des naissances kese la espacement des naissances defe naa ne amul loraange te dafa nekk loo xamante ne lii lu nit ki war a def la pour mu mën a mucc ci kàttani yàlla doomam mucc ñu mën a am ay xale yu dëgër yoo xamante ne yi ak ndey yu wér parce que ce n'est pas pour rien que ménopause am bien sûr góor mën na am doom ba am 100 ans bien sûr pourquoi yàlla subhanahu wa taala def ménopause boo xasee ba am 50 ans wala nga am 45 ans dootoo juratu doom danaan la arrêté parce que mënatoo ko yaa ngi vieillir say ovaire vieillir na pourtant góor du vieillir pourtant góor gi day vieillir mais dafay continuer di jur te yow nee nañ la fii ngay yem fii la sa njur li yem donc ça veut dire que njur nekkul loo xamante ne lu yomb doom yi tam bu ñu rapproché woo bari ci kër gi mais loolu mun na indi ay jafe-jafe parce que yaay ji dootu amati benn kàttan même bu fekkente ne am na doole yu mu leen dundale wala am na lu mu leen joxe tamit moom ci boppam wéradi mën na koo sonal te gis nañ fi man gis naa ba tàyyi ñi nga xamante ne ñii dañoo nefati àdduna yëpp après dañuy def ay affaissement seen bés yi dafay mujj wàcc ñuy am problème mu tëyee seen saw yooyu yëpp dafay am donc loolu moom nef moom ñun suñu bopp suñu expérience li mu ñu may won nañu ne nef baaxul te day lore képp ku ne nag nef baax na
xëy na peut-être da nga dundul li nga xamante ne nii moom laa fi wax léegi nii. am na solo yaa oustaz dégg nga waxtaan bi espacement de naissance tey. ngir yàlla ba mu tënk ko wax de dégg nga. bu tënk wax la dégg bu ko nga tëj rek. may te yaa wax loolu ba ñëpp lañ ko wax. waaw dama tënk waxtaan bi rek parce que sama tata bi ak monsieur Niass dañ fi ñëw pour élargir leeral situation leeral Sénégalais ci wàllu bi bu baax a baax. tout d'abord man li may njëkk a def rek moo di ni rafetlu initiative bi ci que initiative parce que dafa bokk ci suñuy gëm-gëm gu ñu gëm ne l'islam système de vie la. dafa ñëw organiser doomu aadama bi pour naka lay mënee benn vie boo xamante ne moo koy permettre mu am bonheur ci àdduna mën a jaamu boroomam bu demee àllaaxira teraanga tuut soos ko yàlla won ci àdduna mu mun ko fekke fa boroom bi subhaanahu wa taala kon leeralal nit ñi ci lépp loo xamante ne dañuy dugg lan moo ci attey l'islam je pense que ni képp ku jàng l'islam laxdari bi nga xamante ni moom la ñuy jàng sax lim ñu ci jàngaloon moo di ne as muskallaf daganul ci moom muy dugg ci benn mbir lu dul ne dafa xam lan mooy atte yàlla ci mbir moomu kon loolu lu ñuy rafetlu la di wax rek ne effectivement l'islam moom yitte woon na li nga xamante ni moom mooy jigéen ak njuram ak li nga xamante ni moom mooy wàllu wér-gu-yaram l'islam da kaa yitte woo lool li nga xamante ni moom mooy njuram ak li nga xamante ni moom mooy wér-gi-yaramam xam ne jigéen moment bi muy jël ëmb am na loo xamante ne yàlla mi ko programmé pour mu jël ëmb moo ko programmé ak li nga xamante ne mooy yëg-yëg boobu parce que yàlla subhanahu wa taala da koo cité xamalathu ummuhu wahnan ala wahn xamalathu kurhan wa wadaatuhu kurhan c'est-à-dire ay mbir la yoo xamante ne yàlla subhanahu wa taala dafa wane ne jigéen juy ëmb forcément loo am xaalis ak jigéen ji ñàkk ñoom ñaar ñooy bokk di ko yëg seulement nag toppatoo gi nga xamante ne ajuwul ci li nga xamante ne mooy ëmb ga mooy na muy lekkee la muy kiiwee mën na tax ba yëg-yëg yi xaw a wute mais bépp jigéen yoral àdduna ak li ci biiram ak jigéen ji dëkk fi nga xamante ne mooy ka gën a ndóol moment li nga xamante ne moom mooy yëg-yëg yi bu jotee ñoom ñëpp a ci yem léeg-léeg nag dafa am yoo xamante ni su àndut ak jigéen mën na am ëmb ba gën a metti mais ëmb moom daa metti loolu la ko yàlla boobu la ko yàlla subhanahu wa taala jox bañ na ba muy bàyyiloo xel doomu aadama ci waajuram waxul ne loolu moo tax de loolu rek war na tax nit di bàyyi xel waajuram bu jigéen xamalathu ummuhu wahnan ala wahni xamalathu kurhan wa wadaatuhu kurhan ci mettit la ko yaayam ëmbee te ci mettit la ko wasinee mu ne ko ëmb na ko ànd ak faiblesse ba mu koy imbi tamit dafa ànd ak li nga xamante ne moom mooy faiblesse kon comme que doomu aadama moom mooy ki yàlla subhanahu wa taala jaare la ci jigéen pour mu indi ci kaw suuf ginnaaw bi nga xamante ne jaxasoo na góor ku war a wuutu yàlla ci kaw suuf kon kookee dees na war a bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy wér-gi-yaramam ak wér-gi-yaramu li nga xamante ne moom mooy li ëmb ñu ñëpp xam nañ ne njaaloo dafa xaraam ci lislaam et ku njaaloo dañ la war a dóor jigéen njaaloo na def adultère la tudd xaw bi mu njaaloowee kenn fekkeewul ba muy njaaloo mais ngir ca jamonoy baax mu toog xam ne tooñ na boroomam mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko de sama biir bi ëmb ngi ci te ëmb bi maa ngi ko ëmbee ci njaaloo dama bëggoon nga wàcce atte yàlla ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ba wasin demal ba wasin donte ne ëmb bi du yoon mais teewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcceewul atte yàlla ci kawam ci jamono ja muy ëmb ndaw si ba mu imbee wasin
laxas doom ji indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wasin naa dama bëgg nga teg àtte yàlla ci sama kaw yonent bi ne ko demal nga nàmpal xale bi ba mu mën a lekkal boppam. ndaw si dem nàmpal xale bi ñaari at indi ko indaale mburu jox xale bi di lekk ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko sama doomu ngi nii nàmp na ko kii nii foofu li ma yitteel ci mbir moomu mooy ne yonent bi munoon na wàcce ay yat yu ñuy dóor nit ku nekk mën na ko def mais ci période bi mu ëmb na ne ko demal ba imbi mu imbi jamono ji jigéen di nàmpal jamonoy faiblesse la mu ne ko demal ba sa doom dëgër fer ba doog a ñëw kii ko kon loolu li ma ci jublu rek mooy l'islam yitte woo na li nga xamante ne mooy mbir yi mais nag li ñuul ci soow mi moo di ne ces termes ak mbir yi nii ña ko indi du ci l'islam la ñu sukkandiku pour indi ko loolu moo xaw a ñuul ci soow mi et loolu moo tax léeg-léeg ku ciy ngun nga ni sax soo moytuwul nit ñi tuumaal la ne kii nii ñàkkul ne daa am tàngal guñ ko logal moo tax mu ciy wax te léegi loolu léegi dafay nekk benn facteur de blocage boo xamante ne boo ñëwee di wax nit ñi xoolatuñu li nga xamante ne moom ngay wax parce que am na fu ñu lay xoolee te lépp loo munti gis ci kaw suuf ku cay wax da nga war a maandu l'islam ñëwul aaya nit ñi problème bu nit ñi am l'islam àdduna ca ka cay àddu tamit war na waxal nit ñi li nga xamante ne moom la ci l'islam wax kon problème bi jiitu ci wàllu woowu moo di ne kuy jàng histoire planning familial ak li nga xamante ne mooy santé de la reproduction ak li nga xamante ne mooy espacement du naissance boo koy xool da ngay gis ne ay étapes la yoo xamante ne jaar na ko ca jamonoy parasol bu verte baak yooyu yëpp di wàcc pour wane ne ci biir Sénégal am na fu mu jaar am na benn moment boo xamante ne dafa ñëwoon ñett catégoriquement parce que boobu dañoo ñëwoon terme bi leerul planning familial parce que après li nga xamante ne mooy daje ba amoon Pékin ak daje bi amoon Caire yooyu yëpp nga xamante ne du système boo xamante ne ñun jigéenu Sénégal ñoo ko soxla ñu wax ko mais ci ay kii yoo xamante ne dañ ko ratifié bitim réew mu amoon loo xamante ne politique yu mu ñëwoon di gérer moo taxoon yenn religieux yi wala ensemble religieux yi amoon ci li nga xamante ne moom mooy benn réserve sooy xool di jàng li nga xamante ne mooy histoire bi si lañ jugee ci li nga xamante ne mooy tahdidu nasl limitation ci li nga xamante ne moom mooy de naissance ñëw ci li nga xamante ne mooy tanzimu nasl et terme yooyu mbokk mi jóge Égypte fa nga koy gën a déggee ci Égypte parce que du par hasard bi ñu jugee Pékin dem li nga xamante ne moom mooy Égypte parce que am na loo xamante ne jubluwaay la ci woon léegi nag loolu moo tax ñu indiwaat li nga xamante ne mooy li l'islam d'accord par exemple ñun fii ci Sénégal xam nañ ne l'islam dafa d'accord ci organiser li nga xamante ne moom mooy naissance mais organiser naissance bu ci l'islam di d'accord du ab texte yax booy ñëw ne yonent bi moo wax nangam du ab texte boo xamante ne da ngay ñëw ne yonent bi moo wax nangam ab dégg-dégg la yoo xamante ne amees nañ ko ci ay versets yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla subhanahu wa taala da koo wax yàlla dafa wax ci alquran ci suratu baqara walwalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ridaa mu ngi ko kii wa in araada fisaalan an taraadin minhuma wa tashaawurin fala junaha alayhima borom bi subhaanahu wa taala wax ni waajur yi dañuy nàmpal seeni doom li nga xamante ne moom mooy ñaari at yu mat sëkk nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk dañuy nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk hawlayni kaamilayn ci mu dem ne ngir ku bëgg matal ñaari at moo tax boroom xam-xam yi ci aaya boobu dañ ci am déggin ñenn ñi dañuy wax ne halil aaya inshaiya wala xabariya ndax aaya bi yàlla dafa ñëw pour wax ne nàmpal leen seeni doom 2 ans wala pour wane possibilité wu nàmpal doom 2 ans y a différence si une fois mu nekk loo xamante ne pour kii la
ndigal la kon ñëpp a war a nàmpal seeni doom 2 ans si une fois mu informer possibilité wu mooy ne possibilité am na ci la boroom xam-xam yi waxee ne kon foofu mun nañ fa déggee ne diggante ëmb ak ëmb minimum war na nekk li nga xamante ne moom mooy 2 ans mu am tamit beneen mbir boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko waxoon saxaaba yi kuntu nahitukum anil ghila mus naa dégg oustaz yu bëri ñu koy ma jeexale fii parce que dafa am solo mais te bul tëj moytu leen te bul tëj waaw kon yaa ngi ci yoonu tëj noo demal eggali bàyyi ko bu yeggee la vas-y oustaz c'est-à-dire di maa ngi jël note c'est important yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga nampal bi sax bëggoon naa si dellu sax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga yàlla fële dafa ne hawlayni kaamilayn ci beneen aaya mu ne wa hamluhu wa fisaaluhu 30 shahran pour ñiy wax waaw maa ngi ñëw professeur il est pas sérieux léegi foofu yàlla dafa wax ne waajur yi dañuy nàmpal seeni doom 2 ans ci beneen aaya bi mu ne wa hamluhu ëmbug jigéen wa fisaaluhu ak feralug jigéen 30 shahran 30 mois la su fekkente ne fële dafa wax ne 2 ans la 2 ans muy 24 mois kon li ci des mooy 6 mois kon ëmb balaa muy sosu bu fekkente ne nampal dafa mat kon war noon mën na toog li nga xamante ne mooy 2 ans moo tax ma ne la du texte boo xamante ne parce que texte bu si ñëwoon wuute du ci am mais ay dégg-dégg la yoo xamante ne dañ koy déggee ci ginnaaw yax yi mais li may wax toujours rek moo di ni certes nit ñi du ñu tuumaal benn mbir taxul ñu bàyyeeku parce que ay sénégalais ñoo fi nekk ay jullit war nañ leen leeralal lii nii mooy mais nag li may wax mooy ñu fexe ba distinguer bañ a li kii doon wax donte ne sunu yaay nee na du piège fexe ba du ñu dugg ci koo xamante ne dafa bëgg sunu làmmiñ mu jaarale ci pour réaliser li nga xamante ne mooy ay politique am ma ñëw ci benn mbir boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax kuntu nahaytukum anil ghila boroom xam-xam yi da ngay gis fii oustaz yu bëri dañuy wax ne kuntu nahaytukum anil ghila yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne tere woon naa leen nef fa sa'altu an farisa ma laajte waa Perse ñu ne du leen gaañ damay joxe référence ku ci nekk mën na ci dellu ci surtout jàngkat yi ci tuhfatul mawlud fi ahkaamil mawlud libn al qayyim al jawzi foofu dafay wax al ghilatu yonent bi lim tere woon mooy nit di def rapport ak soxnaam jamono ja muy nàmpal parce que moment ba muy nàmpal boo ciy def rapport mun na ci jëlee li nga xamante ne mooy ëmb moment ba muy nàmpal mooy diir li muy nàmpal yëpp wala moment acte bi rek il faut que ce soit clair non pas di nàmpal di sëy waxuma loolu waaw mooy période loolu mënul nekk waaw léegi période 2 ans période nàmpal oustaz non xaaral ba eggali waaw vas-y c'est-à-dire xam nga dañuy wax ci l'islam kii toog xam na su ma junjee moom xam na bu baax fi may waxee yonent bi ñu bëri dañuy wax ne xadis boobu dafa ñëw di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere nef yonent bi lim tere woon soo demee ci Ibnul Qayyim dafay wax yonent bi lim tere mooy nit di tëdd joteeg soxna siy nàmpal xam nga soxna siy nàmpal kuy jokko kuy jaxasoog moom c'est fortement fa lay mën a jëlee li nga xamante ne moom mooy ëmb xaw ma ndax fi mu bëgg a yegg ndax nit ñi ñu ngi may comprendre rek yooyu mais yonent bi dafa wax ne ma laajte ñu ne Faris ñu ne loolu du leen lor loolu mën nañ ci déggee ne kon Faris la yonent bi laajte ñu ne loolu du leen lor te perse ak arabe yi dañoo xaw a jege est-ce que mënees na ci déggee ne kon nation bu nekk war nañoo xool ñoom acte yooyu ndax da leen di lor wala du leen lor pour ñu mën a xam ban position lañ ciy jël daal après comme que nee nga ma bañ a kii mu am tontam waaw Seyda Rokhaya ñuy gërëm oustaz vraiment parce que ñun lii daf ñuy arrangé ñun ñi nga xamante ne ñi ay fajkat lañu ñuy dégg lu bari di ci kii may wax rek ne xam nga des fois chaque fois dañuy wax naan ay lobbying lay jóge extérieur ñëw fii bëgguñ keeg yooyu man damay wax toujours ci sama rencontre yi ma ne ak lobbying bu mu mën di doon jóge extérieur ak lu mu mën di doon ñun suñu bopp nañu xool ndax lii am nañ ci loraange wala amuñu ci loraange buñ ci amee loraange ñu seet lan nañu ci suñu diine may ñu def ko parce que moi je pense que bu fekkente ne espacement des naissances la te tey jii
seetlu nañ ko teg ci ay kayit yu leer ay épreuve yu leer ay expérience que ni jigéen ñi nga xam ne dañuy nef loraange da leen di yomb moi je pense que bu boobaa nit ñi mën nañu wax ci espacement des naissances man cee yem nag fa nga xamante ni ñi fa la ñu si suñu diine yem loo ku nekk nag yow yaa xam boo nekkee sa bureau wala nga nekk sa kii la ngay def waaye man defe naa ne jullit bi ci boppam te itamit damay wax toujours ne wayi diine yi tamit ni ko Oustaz waxee waruñuy noppi parce que bu ñu noppee ñi warta wax ñooy wax te ñi warta wax bu ñu waxee mën nañoo yàq mais bu fekkente ne ki nga xamante ne kii moo war a wax mooy wax parce que man dama mënula d'accord way diine yi di noppi ci lépp loo xamante ne lii mi ngi fii ndax même programme de santé yi nga xamante ne dañ koy indi di joxe ay termes ak lu nekk way diine yi war nañ ci mën di wax ku ci nekk joxe position bi nga xamante ne bi moom la ci diine ji am moo xam diine kii bi la moo xam diine l'islam la moo xam jàngu bi la su ko defee ñoom tamit ku ci nekk mën a xam li nga xamante ne lii la sa diine may nga mën ko parce que man dama naan toujours ñun sage-femme yi fajkat yi ñun tamit ci këri diine yi lañ jóge moo xam ci bu fekkente ne ay jullit lañu wala ci jàngu bi lañu bokk ci lañ jógee donc ñun tamit ñun ñuy faj sax war nañoo xam fan lañu suñu diine yem loo ci faj mi parce que waroo dem rek di def loo xamante ne lii mën na la indil ay jafe-jafe wala yaa ngi def loo xamante ne yow sa bopp yaa ngi tëdd ci bàkkaar te xamoo ko kon nag moo tax way diine yi tamit dañoo war di wax loolu loo tax cadre religieux yi tamit jóg di wax mais du ci lii rek lay wax parce que mi ngi wax ci leneen tamit ñu gis ne tamit OMS ñu gis mu def benn rapport en 2020 wax ne avortement clandestin dafa bëri gannaaw bu Covid bi ñëwee si yàlla moo si sa jàngat man moom OMS bu ko waxee peut-être ñoom dañ ko teg ci ay preuve yu leer mais man si sama kii expérience man gis naa ba tey ay avortement clandestin yoo xamante ne nii dañ lay indil malade mu nekk dans un état boo xamante ne nii yow sa bopp yow en tant que fajkat xam nga ni kii dafa def avortement clandestin loolu moom gis nañ ko xaw ma nag Covid bi jamonoy Covid bi la wala du jamonoy Covid bi mais man avortement clandestin yi ma gis bari na te yi ma gis du ay ñuy sëy waaw avortement clandestin ko amee du ñu sëy du ñu sëy parce que ñi nekkul ci buumu sëy la ñoom ñooy def avortement clandestin yi benn ñaareel ba jamonoy Covid bi gis nañ ñi accouchement à domicile yi gis nañ trop accouchement à domicile yi parce que ñoo xamante ne demuñu hôpital matu wasin seen biir kër am na gis nañ tamit ñi nga xamante ne ñi am nañ ay loraange maanaam ay hypertendu yoo xam ne dañ leen a waroon a defal ay visites rapprochées ñëwuñu ñu def ay crise d'éclampsie ba faatu ci loolu am na ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne comme nii dañuy def seen doom yi nga wasin yàggul nga ëmbaat xam nga foofu visite bi dafay gën a rapproché dañ lay gën a toppatoo ñëwuloo nga loolu bi ma ci amee jigéen di loolu sax matagul ñaari weer koo xamante ne kii dafa wasin perte deretam ba yem fa te ku ne xam na ne même Covid bi loraange bi mu indi mooy sax amul parce que nit ñi mayeetuñu deret beneen loraange bi mu indi mooy gis nga même ñun matériel bi ñuy liggéey temps yi actuellement nii gant d'examen amul gant d'examen boîte bi 2000 francs la doon jar 2500 actuellement mi ngi jar 7000 francs te pour nga gis ko da ngay wër ba bëgg a dee te loolu yëpp ay impact la yoo xamante ne bi Covid bi moo ko causé donc loolu ci wàllu njurum doom rek waxuñu nag beneen fànn bi nga xam ne vaccination xale yeeg ñi nga xamante ne ñi ay hypertendu la ñoo cardiopathie waroon na dem consultation wala ñi ñu programmé woon opéré te jotuñu leen a opéré te ñu ay cardiopathe ndax Covid bi ñëw na amatuñu fuñ leen opéré loolu yëpp dafa indi ay jafe-jafe. c'est important dinañ ci ñëw mais est-ce que am nañu ay chiffres aussi yoo xamante ne dañuy firndeel li nga xamante ne yéen da ngeen di liggéey ak ministère de la santé ci wàllu boobu noonu parce que je pense que bu ñu amee ay chiffres dina gën a accentuer li nga xamante ne moo di communication bi population bi dinañ xam ne ñii de yemuñu ci wax kese mais lu ñuy wax tamit am na foo xamante ne foofu lañ ko teg te am nañu base de parce que données xam nga ñun sage-femme yi chaque mois dañuy envoyer suñuy rapport d'activité au niveau du ministère de la santé donc rapport yi da nga koy envoyer au niveau de ton district bi mooy envoyer chiffres yi au niveau du ministère de la santé ñoom ñooy def synthèse yi donc rapport yaa ngi fi donc ku jegee ministère au moins di nga am kii mais est-ce que dégg naa seen communication yéen a ngi wax ne jigéen ñu nekk ci buumu sëy ngeen di waxal seen espacement de naissance si ñu jëm ci nekk ci buumu sëy rek ngeen di waxal moo waral neef di waaw moo waral neef mais est-ce que war ngeen accès seen communication si ñooñu kese est-ce que amoo leen benn plan de communication boo leen war a am jëmale ko tamit ci ñoo xam ne dañu nekk ay ndaw
di jël ay contraception est-ce que ñooñu amul waaw, taxaw am nañ boo leen ko war a kay, taxaw am nañ ko. benn communication benn waxtaan boo leen def yaa ngi tudd sànq am nañ ko. bàjjenu gox yeeg yooyu am nañ ko ba nga xam ne si lu ñu nekk dinañ ko bàyyi te xam ne ay loraange rek la leen jural. ma jox la benn anecdote rek dem nañ ci benn région du ma tudd tur bi benn bàjjen gox mu ne yaayu xale bu am 12 ans yaayam moo ko gàddu indi ko si structure bi ne nañ ko defal méthode contraceptive xale bu am 12 ans gis nga kooku xam nga loolu doy na waar. day dellusiwaat rek ci yar bi xam nga ki jël sa doom gàddu ko moom 12 ans nga ko yóbbu ne nañ ko defal contraception mais loolu c'est grave Doom tëna ça ko veut dire que tëna doom ko. ji tëna ko ba pare waaw d'accord ci wàllu boobu noonu parce que mënuñu jël rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci buumu sëy ñeneen yi aussi gis nañ ko C'est des femmes. bëri na c'est Elles des sont femmes vulnérables et des fois. ñëpp la donc est-ce que gënul woon Est-ce que aussi dañoo fekkee ne ngeen dañoo ngeen dañoo yokk religion rek. rek Est-ce que dañuy cadre te loolu bàyyi. yëpp ci cadre prévention bi lay Dëgg la. doon parce que balaa ngaa yegg fële aussi prévention bi dina ci maa ngi baax koy wax ci commencement bi Ñoo ngi oustaz sax jaar na ci comme li mu waxee noonu rek maanaam l'islam dafa am loo xam ne daf ko tudd am loo xam ne maanaam yow yaay gëstu maanaam masaalix mursala nañ ko tuddee maslaha bëri na ci l'islam loo xam ne gisoo texte bi nii ba nga war koo jëfandikoo force mais da nga war a am loo ko nettalee xiyaas ko mooy ñu wax léegi te tamit cadre bi jugut pour def campagne pour wax jigéen ñi nañ def espacement de naissance déedéet moom dafa nit ku nekk mën naa def mën naa bañ a def moom li mu bëgg a def mooy ki ko bëgg a def mu won ko li ko yàlla daganal ak li ko yàlla xaraamal waaye du jug mukk di santaane ne def leen espacement de naissance pour forcer ko nit loolu du parce que loolu du liggéeyam te itam am nañ ci ay firnde yu bëri dem nañ ba ay Kolda ak région yu bëri yoo xam ne tey imam yi ko doon weddi nga xam ne dañoo sonaloon sage-femme bi wala ñu sonal bàjjenu gox bi ñoom ñëpp dañ leen di dajale ñu ànd ak technicien ñun tam ñu wax ci gis nga bu ñu waxee ba pare ki nga xam ne moo leen gënoon a sonal mooy génn liggéey moom dara nekku ci parce que loolu ànd na ci nga xam ne kon problème moom mooy ñàkkoon a dégg wala tamit problème de communication beneen bi mooy cadre bi jugul rek ci loolu xam nga tey Covid bi moom moo ñu fi indi te Covid bi cadre bi mu commencé bees rek booba fii daanaka ñu bëri waxaguñ si lañ commencé liñ njëkk a wax mooy parce que boobu dañ ko doon dégg rek seen première sortie li ñu wax parce que boobu man maa ko defoon ñu def ko sport yu bëri yóbbu nañ ko place yu bëri mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jàngoro bu feeñee place bu nu dem nit bu mu dem ci place boobu bu nit jógee foofu dem feneen xam nga loolu tey yonent bi tey buñ toppoon jàngaleem du ñu am benn coono maanaam l'islam tey li mu jàngale buñ ko toppoon boo demee science lépp loo xam ne daf koo wax rek gis nga soxna si li mu wax nii ak aaya bu ustaas wax xam nga wax na ba ne organes yi bala ñoo noppalu mat ñaari at boo ko tëkkalee ak aaya bu ustaas wax rek da nga gis ne science ak l'islam donc dëppoo nañ donc science fekk mu ngi wax dëgg rek dafay dëppoo ak l'islam bu dëppoowut ak l'islam rek juum na te si kalam tuuti da nga gis mu retourné waat yonent bi ba mu waxee ne bu jàngoro amee fenn feebar buy wàlle bu amee bu leen dem te bu leen ko fekk ñoom tamit buñ dem si tuuti lañ dégg ñu ne xale yaa nga fële Pékin xaw ma waaw étudiants yaa nga foofu nañ leen indi te booba maanaam discours boobu bu tasaaroo woon rek ñu bëri mën naa am duñ def werante boobu te pourtant mujj gi ñëpp weddi nañ ko ñëpp xam nañ ne loolu dëgg la ndax bu nit ñi toogoon foofu rek kenn demut kenn jëlwut sa askan mën naa am feebar bi du tasaaroo noonu loolu la cadre bi di jëfandikoo biñ commencé tamit di wax di war a dimbal nañ parce que confinement bi ñëw na man aay bi laa doon faral di utiliser wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin gis nga aay boobu boo ko xoolee daanaka mi ngi ci biir Covid bi ni ñu war a confiné woo gouvernement bi ni mu war a jëlee alal ji ak ñi nga xam ne am nañ ñu dimbalee ko ñi nga xam ne dañoo confiné woo te mënuñoo dund waaye te même force de l'ordre yi sax ni ñu war a jëflantee ak askan bi maanaam da koy fekk ci aay boobu ndax daf ne wa anfiqu fi sabilillahi na ngeen dundale te yàlla tax dundale boobu tey yow mi am téeméer 100 francs xaj na ci boo xam ne da nga ko génnee jox ko kenn mu jënd mburoom ki am ñaar téeméer noonu ka am million noonu maanaam Sénégal bu ñu defee woon noonu duñ xaar sax duñ xaar sax gouvernement mooy ko anfiqu fi sabilillah léegi nag bu ñu defee loolu ba pare digle bi mooy wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen génn di tasaaroo di jaxasoo ndax loolu dafay faat bakkan man leen rey te yàlla dafa aaye bul sànni sa bopp ci loo xam ne dafa lay lor léegi nag wa ahsinu aaya bi ne léegi da ngay rafetal inna allaha yuhibbul muhsinin gis nga coow li nga fi déggoon ñu ne police yaa ngay doon nit ñeeg ña ngay dàqee xale yi ñu ngi leen di kii ba xale yi génn révolté wu ba loolu moo indi sax moo indi déconfinement bi loolu tey bu ñu toppoon alxuraan topp aaya yooyu noonu te cadre bi yàgg na cay dox pour wax la ñun jóguñu rek pour
côté espacement de naissance ak loolu mais lépp loo xam ne dañoo gis ne askan bi soxal nañ ko dañ ciy dox fan yii ñu ngi ci programme boo xam ne comme ni nga wax gën a jege xale yi ndaw yi ak xale yu góor ñi jigéen ñi ak yu góor ñi ak yu jigéen ñi jege leen pour jàngal leen seen diina parce que am na koo xam ne mënu koo jàng ci kër waajuram am na koo xam ne tamit mënut a dem ci imam bi mën naa am sax du farataal julli ji wala du fekkee xutba gi même fekkee dafay julli ji wala fekkee jigéen la donc proche boobu nga xam ne cadre bi daf ko bëgg a def ngir jege askan bi dindi complexe bi boobu nga xam ne dañ ko bëgg a teg oustaz yi man liggéey naa ci rajo Almadina liggéey naa fa di def journal arabe mais ñun daanaka boo demee si direction yi dañ lay ber maanaam oustaz nga rek sànq dégg naa li ngeen toñee oustaz te fekk mën naa am sax moom li muy def mi ngi ko teg ci l'islam mais pression yi ngeen ko teg ñàkk dégg l'islam moo tax ngeen foog ne oustaz daal moom parce que oustaz yaa moom yéen am ci yàlla yaa moom yéen am ci yàlla sax parce que yàlla lim digal oustaz bii mu ci góorgóorlu mais est-ce que du oustaz moo ber boppam non beru de maanaam oustaz dafa xam li ko yàlla digal mu koy def yow nga xam li la yàlla digal te defoo ko dégg nga yow nga xam li la yàlla digal te defoo ko xam nga lu tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ballighu anni walaw aaya maa ngi fi indi l'islam kat jottali naa li ma ci man bàyyi naa fi ay texte bàyyi naa fi ay njub léegi nag yéen ñëpp na ngeen ma jottali message bi kon koy yow oustaz yéen a ci am pour lu tax oustaz bi ak imam bi du dox ci loolu yow nga toog rek foog ne da ngaa war a croiser bras bokkoo ci moom da ko àkki moom donc te buñ toogee tamit buñ toogee ñu ber oustaz yi ne war leen a bokk ci lii loolu mooy indi problème yi nga xam ne tey bu askan bi soriwante li leen war seen diina duñ ko mën a am cadre bi préparé na te mi ngi ci liggéey bu baax commencé na ko déjà jege askan bi jege xale yi mais lépp ñu mën koo teg ci l'islam bu set boo xam ne dañuy mën a topp yàlla doxal seen àddina te duñ ci mën a yàq seen diina loolu nag mën naa indi boobaa duñ faaleeti sax ñu naan ay lii nii dafay yàq xale yi ëmb naa nga parce que ñoom xam nañ seen bopp déjà xam nañ li leen l'islam di digal ñu def ko su ko defee ki nga xam ne nag dafa bëgg a sàmm wér-gu-yaram Imam Ghazali ci côté ma départ ci côté planning familial bi mu indee causes yi maanaam dawaa fexe yi nga xam ne war naa tax bool na si na jigéen sax bu waree sàmm kii yam taaram war na koo mën a def bu waree sàmm wér-gu-yaramam war na ko mën a def bu waree dem war a def benn liggéey te xale bi bañ na mu sonal ko war na ko mën a def mais mu tegu ci comme ni ñu ko waxee nii li aay bi wax mooy comme def nañ xiyaas ne ñaari at la war a nàmpal ñu ne kon kat na muñ ñaari at yi te boo demee si médecin yi boo demee si sage-femme yi loolu lañ lay diggal na doy na su ko defee nag si loolu nañ taxaw d'accord waaw maanaam bàyyiwuñ benn point c'est que bii nii dafa ëpp wax coow li gën a bëri te itam maa ngi bëgg tamit buñ ci invité nit bu ñu invité kenn rek par exemple boo invité sage-femme na nga invité sage pegg bi moom bu waxee ci technique kii wax ci diina mais da gis koo xam ne dafay toog ne ñekk yi baaxut dafay rey nit te ñun ñëpp ñekk nañ tey ko wax sa mbagg mën naa fekk nga ñekk tey macha allah Sénégal dañoo gën a yokk Sénégal su fekkee ne bi ñuy wax naa ñekk yi dafay wàññi population ba léegi ni ko doon Sénégal wàññeeku na te Sénégal dañu gën a yokk xale yi fi mu nekk macha allah ñoo gën a mën a am doom yaa na ko yàlla yokk donc ñooñu doon toog ci télé yi dañoo war a ñëwaat nag ne kon lu tax ñun ñu ngi ñekk nangu nañ waaw non parce que problème mooy science sax nangu na loolu l'islam moom mën nanguwut ngay wax ci loo xamut mais science mën ngaa gëstu ba mu yàgg nga dellu ci gannaaw Sénégal da ngay gis experts yu bëri ñemee wax mais boo demee ci biti tey man de Égypte wala dëkk yu bëri experts yu bëri ñeme ñoo wax ci Covid bi xam nga lu tax nee neen dafa bëri kalam zul wajhaay ni la yaati haulaay bi wajhi wa yaati haulaay bi wajhi maanaam genre rambaajkat la daal dafay dikkee kalam bi comme ñoom maîtriser wuñ loolu moo tax defuñ communication yu bëri mais Sénégal communication yu génn fii yëpp da nga gis ne yu bëri dafay utee ak lii di wane loolu tamit war nañ koo daw pour sàmm njaboot gi moo tax nag li ñu koy mën a dawee nag mooy ñu tënku ci l'islam d'accord Louise bu ma ko déggee muy wax cadre bi tënku ci l'islam alors que c'est un cadre donc est-ce que ñeneen ñi tamit dañuy basé wu ci seen diine pour mën a indi ay réponses par rapport ak li nga xamante ne moom moo di kii bi parce que xam nga am na ay tout le temps day def référence tout le temps day def référence ci islam day mel ni boo gisee tey ku bokk ci diina waaw non boo demee ku topp ci diina tey ak diina bu mu mën a bokk fekkee ne diina samawiya mooy mu nekk ci diina jàngu bi yahud wala chrétien wala sax mu nekk si xam nga am na ay xaaj parce que Adama Faye ak Abbé Jacques ñooñu tey buñ toogee ci taabal di waxtaan ñun li ñuy tëral yëpp di ko indi buñ ko tegee ci alquran bu wér rek dafay dëppoo ak ñoom seen mbir parce que alquran dafa ñoo jàngal bu yàgg ne inna hada la fi suhufil ula
suhufi Ibrahima wa Moussa donc bu utee amee am na problème bu am bu utee amee ci gis-gis yi ñu war a doxalee suñu diina am na problème bu am islam nag dafa gën naa yaatu am na yoo xam ne dafa sensible du mu ci dugg carrément mais ñi nga xam ne jàng nañ tey boo toogee pasteur boo xam ne jàng na comprendre na kooku da nga mën a débat ak moom te dañuy débat ak ñoom man pasteur fu ma gisee ak moom day consulté wu ci man ci alxuraan man tamit ma koy kii te lu mu indi nag su fekkee daf ko jëlee ci kii dinaa indi aaya boobu lu mu indi ci bible rek dinaa indi aaya bu dëppoo moom parce que loolu yàlla moom mooy borom nee na lii laa teg pour mu utu lii maanaam mën ñoo dugg ci xóotaay bi xam naa da nga comprendre mais foofu daal moo tax ñu déggoo bi yomb daal exactement balaa ñu ñëw ci impact Covid bi ak mortalité maternelle ak infantile yéen a ngi def ay programme yéen a ngi def ay sensibilisation yéen a ngi dugg ci région yi yéen a ngi def ay campagne ban impact ban résultat ngeen am bi ngeen commencé def ban seen sensibilisation yi seen sortie yi ban résultat ngeen gis ne changé na ci doxalinu sénégalais yi par rapport à la question waaw changé na parce que kii wax na ko léegi am na gox yoo xamante ni peut-être nit ñi nanguwuñu woon carrément dem def espacement wala seen soxna yi def espacement mais biñ leen expliqué léegi gis nañ ne am na tan bien vrai que xëy na mu war a demee yëpp demeewu ko mais am na tan donc mortalité bi xaw na wàññeeku kii nga xamante ne yi tamit mooy nef bi jàngoro yeeg feebar yi tamit nit ñi xam nañ ne léegi loolu jafe-jafe la boo xamante ne bii dañ ko war a moytu donc am na tan bu baax a baax a baax te taxawal nañ tamit ay religieux yoo xamante ne yi ay relais lañu ndax bu ñu demee ci gox dañuy teg religieux yi imam yi foofu ki nga xam ne mooy représenté foofu moom mooy ñuy envoyé 10 religieux ñu booleeg 10 bàjjenu gox 10 agents de santé ñu toog waxtaan ku ci nekk wax xalaatam wax ni mu gisee ba ñu juboo ci li nga xamante ne lii moom la cadre bi jógoon ngir ñu teg ko ci kaw li l'islam wax donc gis nañ ci tan pour affaire li mu wax pour stigmatisation ñi nga xamante ñi sëyuñu cadre bi dafay def ay waxtaan yoo xamante ne yi dafay créer ay waxtaan entre un espace entre les religieux et les jeunes ñu toog di waxtaan su ko defee jeunes yi di wax li ñuy xalaat cadre bi di leen wax tamit li nga xamante ne mooy seen comportement di ñaax tamit waajur yi ci yar bi surtout am na ay sensibilisation yu cadre bi di ko def ci rajo communautaire yi di dem pour ñu ñaax waajur yi pour ñu gën a yaraat xale yi ku ne gis na ne tey ji yaru xale yi moo am problème yow boo wàccee sa kër li ngay jëkk a def mooy toog commencé di déglu say audio ñi ci kër gi ñi ngi déglu seen audio ñun di jëkk maa ngi koy wax keroog ci benn télé ne ñun dañ daan toog suñu papa toog yore télécommande bi di seetaan télé su gisee lu mu xamul mu zappe mais tey mënatoo ko parce que xale yi seeni portable ci la ñuy seetaane li nga xamante ne li da ngay dégg sax ñu di ko tere naan warul daw ci télé bi parce que dafay yàq xale yi dafay def nii booba mënoon nañ ko tere xale yi ñu seetaan ko parce que benn télé doon am nga toog di koy mais léegi xale yi comme seeni téléphone la ñu yor donc lu leen neex la ñuy seetaan te loolu yëpp cadre bi mi ngi ciy wër di sensibiliser mais nag sensibiliser rek la ñu mën a yem li nga xamante ne mooy yar bi ci biir kër yi moom waajur yi la parce que xale bi jóg dem amagul borom kër dem di jëli ab méthode contraceptive ca hôpital ba kooku dafa të ba pare soog a mën a ñëw di fekki sage-femme bi muy fekk nag li mu mën a def mooy yedd ko ñaax ko yar ko te ñun fegu la ñuy wax que jigéen ñi nga xam ne sëyuñu nañu fegu ñun bañ na ko ba nef la ñuy wax parce que nef ki sëy mooy nef xanaa ku sëyul waroo dem sax di am doom ba nef di la ca fekk kon nag ki sëyul moom defe naa ne ñun bokkul ci li ñu mën a wax rek mooy jigéen moom dafa war a fegu góor it dafa war a fegu te fegu gi nag du jigéen rek góor ak jigéen la parce que dañu am tendance bu jigéen amee problème rek ñu ëmbal ko wala leneen moom la ñuy sëkk moom la ñuy wax lu ne te góor a ko teg kon nag fegu gi ni mu waree jigéen ji noonu la waree góor gi ñu nag cadre ci yooyu la ñuy waxtaan di def sensibilisation ah dégg nag topp rek boo déggul topp loolu kenn mënu ci dara ah oustaz ci wàllum li nga xam ne moo di santé maternelle mais gis nañ ni développement bi également dëkk bi sooxe na ci li nga xamante ne moo di Covid bi impact bi moom kenn naatable wu ko ci cadre boobu également yéen bokk na si li nga xamante ne da ngeen ciy yëngu lan ngeen ci def concrètement pour rek mën a jàppale askan bi ci jafe-jafe yi nga xamante ne Covid bi teg na leen ko waa cadre moom day jàppale parce que bu fekkente ne dem na ci gox yi dina leen jàppale
am na ñu muy jàppale wax dëgg yàlla mu ngi jàppale mais nag cadre bi amul doole parce jàppale que ci ban fànn. sur le plan économique rek comment à travers les financements parce que waaw même à travers des activités ñu financé ko loolu cadre bi mu ngi ciy jàpp dégg nga mais nag cadre bi amut boobu doole li ñu mën a wax rek mooy ñaax nit ñi pour que ñu mën a jàppale ñi am mën a jàppale ak gouvernement yi tamit mën a jàppale parce que wax naa ko fi sànq nee naa la ñun ñu ngi ñaax les maires pour ñu au lieu que ñuy jënd ay masque ki gel mënoo xëy suba ba ngoon lekkoo jël sa gémmiñ dëpp ko masque toog mënul nekk ah gis nañ yelwaan bi ni mu mel ci dëkk bi parce que nit ñi amuñu ku kenn bëggul yelwaan ku yelwaan rek da ngaa amul li la neex kon nag defe naa ne war nañu mën a jàppale nit ñi actuellement sur le plan économique seet ñi nga xam ne dañoo war a faju te faju wuñu ñu dimbale leen ñu faju dimbale mag ñi baax na lool waaye am na ay jigéen wéru yoo xam ne ñi ngi ci seen kër yi demuñu defi visite boo leen woowee téléphone ñu ne mënumaa ñëw parce que awma lu ma fajo da ngay obligé ne ko ñëwal rek bu ñëwee nga faj ko mais boo ko fajee ordonnance am il faut mu jënd ko donc yooyu man defe naa ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax man jàppale ngeen ci am bés parce que je pense que ba léegi ñun sentiruñu appui bi sur le xam nga cadre bi amul finance bi muy appui waaw li mu am rek mooy dooleem li mu am ci dooleem moom lay jàppalee nit ñi su fekkente ne dañu dem defi fenn activité suñu demee def activité bi ña ñuy defal activité ba dinañ leen jàppale dinañ leen jàppale ci transport dinañ leen jàppale ci lu ñu yóbbu seen kër mais fa la ñuy mën a yem ak ñoom donc voilà ñu gis nañ tamit aussi ngeen di liggéey yéen a ngi gëstu tamit ci wàllu corona bi mu duggee Sénégal jigéen ñi sonn nañ mais aujourd'hui tamit ñu gis ne bu vaccin yi ñëwee encore ñu teg ay cibles prioritaires et si biir cibles prioritaires yooyu gisuñu ci femme enceinte yi wala amuñu ci taxawaay trop. waaw man nag problème mu femme enceinte yi ñun dañu jël rek notice comme quoi que ne femme enceinte yi bokkuñu ci peut-être que les études n'ont pas été faites chez elles te am na vaccin yu bari femme enceinte du ko jël sax même bu dul vaccin Covid bi rek am na vaccin yoo xam ne femme enceinte du ko jël parce que femme enceinte du ko jël ah loolu la ñu wax femme enceinte ak les moins de 18 ans ak ñi nampal waaw tamit. man loolu moom jot gis naa note de service boobu moo tax man samay femme enceinte waxuma leen ñu vacciné wu li ma leen di ñaax mooy ñu fegu ñu moytu di jël seeni masque di def seeni méthode barrière toog ba keroog ñuy gis vaccin boo xam ne ñoom mën nañ koo jël mais bari na nag vaccin yoo xam ne femme enceinte du ko jël waaw parce que fièvre jaune bi femme enceinte du ko jël donc il faut que ñu am seen méthode yoo xamante ne xam nga boo ëmbee rek déjà war na nga lor bi nga war na il faut ñu aar ko waaw mën na amit ñu dem ba ne peut-être début grossesse bi mën nga ko bañ a jël ci début grossesse bi parce que médicaments yi ñuy tere ak li ñuy tere lu bari ci jigéen wérul ñaareel ci premier trimestre bi la bu premier trimestre bi xasee ba jàll di nga mën a jël donc mais il faut xam naa qu'on soit prudent parce que Covid bi ba léegi nit ñi dañu nekk ci di ko gëstu parce que nekkul loo xamante ne lii nit ñi comprendre nañ ko ba léegi kenn comprendre ko dañuy mën rek nu mu feeñe rek ñu jàppee ko noonu gëstu ci li ci Sénégal di defakus néew sax defe naa ne raw na ci ñu bëree bëri d'accord ba léegi man je suis restée sur ma femme par rapport ak développement bi parce que mënul nekk ni yéen da ngeen di promouvoir pour que développement am et sànq madame ne amuñu li nga xamante ne moom mooy di donc vraiment est-ce que donc développement boobu noonu waroon na bokk ci seen combat waaw ci programme bi la bokk mais pour le moment moom ñi ngi ci paj mi mais programme bi bu ñu amee moyen développé rek dañuy développé waaw parce que ñi ngi ci autonomisation des femmes loolu ci programme bi la bokk l'autonomisation des femmes et des couches vulnérables donc loolu ci programme bi la bokk mais il faut nga am xaalis xam nga ONG day wuti xaalis rek bu amee doog a dimbalawaat ok waaw loolu la donc da ngeen ratisser large daal pour mën a capter ay fonds fan ngeen di jëlee seen ressources yi xanaa ci yàlla subhanahu wa taala moom miy joxe xam nga mooy indi kiy joxe rek xam nga fi ne jamono ji xam nga cadre bi fi ne ONG la ndax ONG moom mooy association bu màggee rek ONG lay tudd fi mu ne sax tey boo bëggoon a def benn sensibilisation si benn place boo xasee tudd baatu ONG bi rek kooku danaan la da lay laaj xaalis bu bëri la indil ma xaalis parce que mu ngi lay xoolee bët yi ONG yooyu nga xam ne dina te am na ñoo xam ne dañoo indi seen xaalis am seen programme boobu boo ko nanguwul boo tënkoo si l'islam ne programme bi man du ma kii ñun duñu la jox sa xaalis wala de donc ñun jullit ñi ak ñun waa réew mi Sénégal yëpp ñoo war a toll foo xam ne danañ
organiser suñu bopp di jéem a taxawal suñuy kuréel pour jéem a développer ci loolu te loolu nag lii moo koy indi parce que ñun loolu la ñuy xalaatee parce que ki jàngale daara tey alxuraan daaraam jooju entreprise am la mën na cee xalaat nu mu bayee nu mu utee ay jardin ay dër ba dafa di financer boppam keneen noonu donc loolu nañu gëm waaye nag coono yu bëri nañ ci jànkuwanteeg waaye tamit duñ ci tayal duñ tax tamit ñu engagé loo xam ne tamit l'islam nangoo ko te tamit loolu lañ gën a bëgg a dindi sax ci boppu askan bi buñ déggee ñu ne ONG la rek ñu ne lee tubaab la nangam ndax ñun ak day capter fond pour dugal si poche am waaw pour loolu tey si ñun xam déjà man mii am na ñoo xam ne tey buñ may seetaan xam nañ ma parce que cadre bi tamit alhamdulilah chance bi ñu yàlla may loolu la tey ñi ci nekk ñu kii si ñi de sëñ Saliou Mbacké doomu si Moussa Bachir ak ñoom Cheikh Boukounte ñoom ñëpp ku ne xam na maanaam ñi leen xam nañ kii lan mooy principe am lan mooy nangam daanaka loolu may nañu chance ba nga xam ne mën nañoo jëflanteeg sax télévision yi mën nañoo jëflanteeg yeneen kuréel yi ñu am suñu confiance xam ne tamit ci li ñuy dox lan la mais tamit bu ñu wax ne rek lii bitim réew la jógee dafa xaraam duñ ko nangu parce que fekk nañ suñu maam yi di def moytu nef ak ay seen wasaa'il seeni nu ñu ko waxatee jumtukaay fekk nga jigéen ñi di dem nàmpali nàmpal bu am ñaari at naturel la woon waaw loolu méthode la méthode mais loolu am na effet secondaire de mais méthode dem nàmpali bi non méthode naturelle boo ñëwee fekk fa ñaareel rek waaw xam nga méthode gis xam nga méthode xam nga soxna si méthode c'est dara xëy waaw loolu méthode la mais suñu maam yi ñoo góorgóorlu woon tey buñu daan yónnee bu war ma sama yaay ma tontu ko ci loolu buñu daan yónnee lettre xoolal buñu daan yónnee lettre dañu daan tàggat ay pitax di leen tàggat ñu yóbbu lettre yi tey loolu moo remplacé téléphone yi te ñun defaruñu téléphone dëgg la maanaam suñu oto yi nii fas la woon ak ay charrette donc suñu maam yi nag daanañ xalaat ñoo doon defar charrette yi ñoo doon defar kii yooyu noonu ngay wax comme ñun nag duñu def loolu ñun ak suñu jamono fi mu toll ñuy jàng science nekk si université yi waroon nañoo inventé loo xam ne danañuy doy sax comme méthode naturelle ci affaire bii nii mais comme dañuy xaar tubaab bi pour lépp rek tey boo xoolee suñu biir daanaka lu bëri lu ñuy jëfandikoo dañ ko importé loolu nag buñ ko amee nag duñ mën a bàyyi lépp rek di loru dañuy seet kay li ñu ci arrangé ñu jël ko te baax ci l'islam li bon tamit ñu jëm koo bàyyi rek mais est-ce que waroo leen woon sax gën a basé wu ci méthode naturelle boobu noonu mais méthode naturelle waaw est-ce que nampali ñaari at sa kër waajur méthode naturelle yi am na sax est-ce que léegi mën programme bi la bokk yan mooy méthode naturelle yi par exemple les jours fixes am na la ay température am na l'auto-observation am na mais yooyu yëpp c'est des méthodes waaw c'est des méthodes mais est-ce que tamit nampal sax seen méthode yi la bokk nampal mais xam nga loolu buñu ne ay méthode la ci plateau bi ñuy toog di ko wax waaye ñaar ñu sëy moom pour ñuy calculer ay jours ak yooyu dañ koy def am na ñu koy def dina xaw a désagréable am na ñu koy def non mais Louise man pour man buñ ne cadre religieux wala cadre religieux foofu lañu war a mën a mettre accent bi foofu la ñu war a mën a mettre accent wu seen sensibilisation xam nga ñoom il ne parle pas de méthode ñoom le cadre ne parle pas de méthode le cadre parle sensibilise sur l'espacement méthode yi man mii maa koy man en tant qu'agent de santé. Oui, mais la sensibilisation quand même devait se faire sur la base de cette méthode naturelle. On n'exige pas les gens à prendre une méthode ou pas naturelle ou pas. Non, pas d'exigence. Sensibilisation la ñu wax. mais lu tax nga dañuy sensibiliser. man li ma bëgg wax sax mooy. est-ce que ça veut dire que c'est les médicaments là yu ñuy utiliser pour qui sont moo tax ñu bañ ko voilà c'est ça. loolu tamit c'est autre chose encore ça veut dire nekk ci beneen affaire encore. non parce que tamit ñu ngi naan defal je pense que médicaments yëpp. il faut parler des méthodes. voilà il y a pas un seul médicament qui n'est pas sans conséquence dans la vie moom tout lépp am na conséquence. waaw mais des moindres. waaw et ça varie. mais médicament boo mënti gis rek am na effet secondaire. loolu on n'en disconvient pas. méthode naturelle bi. nee na am na conséquence bi mooy lan am ñaareel. donc conséquence bi c'est pas sur la santé de la personne. est-ce que baax na ci wér Seyda Rokhaya yow Seyda Rokhaya c'est pas sur la santé de la personne. non Seyda Rokhaya est-ce que góor wala jigéen dem toog ñaari at te sëyul amul benn conséquence ci wér gu yaramam tamit. bu ko day xalaat. ah donc bu ko xalaatee. mën na am conséquence ci wér gu yaramam mais su fekkee defu ko dara. y a pas de problème. mais gis nga fi mu nekk nii. y a des méthodes yoo xam ne on peut même pas plus les utiliser selon que nit ñi ni ñuy dëkkee sax. tey jii boo amoon soxna nga ne ko na dem kër yaayam toog fa bu demee kër yaayam bu fa amul néeg fu muy toog. mais mën ngaa bañ a dem sa kër yaay. yaa bu mu dem kër yaay. mën naa bañ a dem kër yaay day toog si biir kër gi jël sotti.
lu tax du toog xam nga la moo problème mais dina sotti communication am na man fi may non Louise fi ma bëgg ñu mettre action bi en tant que ay religieux man ñu basé wu ci méthode naturelle. c'est pas la religion ci wàllu c'est pas la religion. si religion mais cadre la non mais cadre bi c'est des religieux ça regroupe la religion. xam nga la moo tax li tax man bu may wax ci cadre boobu en tant que ñoo xamante ne ci dañuy wax ci wàllu santé de la reproduction selon gisinu l'islam. c'est ça. selon gisinu l'islam. xam nga oustaz dafa wax sànq bi muy def introduction wax ne duñu bañ lépp duñu nangu lépp. dañuy xool selon kii certes xam nga suñuy contrat kuy wax espacement de naissance soo génnee li nga xamante ne moom mooy kiiwu naturel dugal li nga xamante ne moom mooy contraception. contraception yooyu tamit am na yoo xamante ne l'islam da koo bañ. am yoo xamante ne l'islam dëppoo na ak principe bu l'islam. c'est-à-dire am na yoo xamante ne dafa waroog principe bu l'islam. am yoo xamante ne dafa dëppoog principe bu l'islam. par exemple appareil bi ñuy dugal ci kanamu ku jigéen ki. boobu dafa sofaanu ci l'islam. lu tax. hein lu tax expliquez-moi la tax l'islam. non appareil bi ñuy dugal ci li nga xamante ne moom mooy kanamu ku jigéen ki. mooy ci farj bi. waaw. loolu li tax boroom xam-xam yi wax ne ci moyen de contraception boobu dëppoowul ak l'islam parce que ku koy pour jigéen mun a xool awray moroomu jigéenam faaw mu am daruura faaw mu am cas bu nécessité pour que mu mun koo xool et fii nii nekkul cas boo xamante ne bu nécessité la parce que yow da ngay fàggu loo xamante ne ñëwagul ci jur doom li tax ñu may sage-femme bi mu mun a xool awray ku jigéen ki parce que pour sauver ko la ak sauver ki nga xamante ne mooy kii nii mais fii nii cas bii nii daruura amu fa te am na yeneen cas yoo xamante ne dañ koy kii li may wax nii du sama wax képp ku dellu ci les contraceptions ci gisinu l'islam bañ na ba ñu ngi koy tuddee ba ci arabe ñu ngi koy tuddee al lawlab xaw ma ndax noonu la tudd ci français wala déet mais lawlab bi nga xamante ne dañ koy monter ci kanamu ko jigéen ki boobu moom boroom xam-xam yi dañ ko génne ci moyen contraception yi dagan dañ ko cee génne am na d'autres moyens yoo xamante ne dëppoo na ak li nga xamante ne moom mooy cadre l'islam parce que dañ koy indi ci wàllu kunna nazilu wal qur'ana yanzil ñun dañ doon tuur suñu ndox ci biti pëyu suñuy soxna te alquran a ngi wàcc te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terewuñu ko kon am na d'autres contraception yoo xamante ne pilule bi ñuy jël ak li nga xamante ne mooy kawas bi wala piqûre bi góor ñee ko gën a bañ sax yooyu dama ne dëppoo na ak principe bu l'islam ci fekkente ne comme ni ko oustaz waxee ne toujours cadre boobu bu ciy am góor waru kaa def sans autant mu jël ci dëppoo déggoo ak soxnaam soxna tamit waru kaa jël sans autant mu jël ci ndigalu kii moom waaw léegi daroora boobu nga wax benn remarque rek laa am si waxe oustaz yi xam nga li mu wax tamit leer na waaye wax na foofu noonu du nécessité daal parce que diggante mën naa toll foo xam ne loolu yëpp dañ ko koy may ci wàllu wér-gu-yaram ba mu des boobu xam nga lan moo tax yow jàng nga usul baal ma bugguma di dog ni feebar bi xam nga tey maa ngi ñëw ci wàllu fi may waxee xam nga yutahammalu dararul axafu dararayn yutahammalu axafu dararayn loolu mooy règle bi ñu jàngal ci les principes du jurisprudence bu l'islam moo di ne ñaari loraange bu amee loraange nag ñaar la loraange ci wàllu diine ak loraange ci wàllu àdduna su fekkente ne mbir dafa ñëw dañuy xool ñaari loraange yi bu dee loraange ci diine dafa ñëw ak loraange ci àdduna bu boobaa dañuy xool ci wàllu diine ban moo gën a oyof ak ci wàllu àdduna ban moo gën a oyof ñu permettre ñu def jëf ju bàyyi bi nga xamante ne loraangeem dafa gën a bëri parce que jubluwaay bi foofu ci boroom xam-xam yi mooy ne ndaw si dañ ko mën a bëgg a fàggul pour lu koy lor par exemple jigéen ji nga xamante ne ñu jël ci cas boo xamante ne boroom xam-xam yëpp dañ ci dëppoo soxna si mu dem li nga xamante ne mooy hôpital médecin bi ne ko yow boo jëlee ëmb sa bakken xaj na ci kon kookee boroom xam-xam yépp dëppoo ne kookee ne moom li jëm ci wàllu li nga xamante ne moom mooy bloqué njuram googu ci période bu mun na koo def su demee ci sage-femme bi en tant que une musulmane lan lay def objectif am mooy ne naa fexe ba loo xamante ne du ma jël ëmb
ñu indi ko fekk moyen boo xamante ne mën na bañ a def lu xaraam mu ngi fi kon duñu fi bàyyi lu dagan di dem ci lu xaraam foofu mooy objectifu borom xam-xam yi d'accord parce que man moo tax ma ne la foofu noonu darura amu fi li tax darura amu fi parce que mën nañ remplacer lële sans autant ñuy yegg si ci loo xamante ne nit ki amu ci sañ parce que il faut que nit ñi ñu xam ne baal ma de il faut que nit ñi ñu xam ne même kii faj am na mbir yoo xamante ne islamiquement daganul ci moom xam nga tey jii nii sooy wax ci wàllu gynéco certes feebar la boo xamante ni toute la communauté musulmane ci Sénégal fekk defuñu ci ay jéego defuñu ci ay moyens loolu moo tax suñuy soxna mën a dem ci góor mu daal di leen di xool mais une fois bu nekkoon seeni combat jigéen ñi mu nekk seeni combat génne ay financement yu kii joxe ay jigéen ndaw ñu dem jàngi spécialisé wu ci domaine boobu ñu ñëw ba gox-goxaat bu nekk amati islamiquement benn jigéen dootul daganati góor di la ko mais comme que yeggaguñ fa nag loolu moo tax waaw xam nga man ci loolu laa bëggoon ñëw sax parce que mooy li ma la doon wax sànq rek wax nga ko mooy ñun fajkat yi dafa am loo xamante ni lii war nañ ko xam li dagan ci ñun ak li daganul ci ñun li mu wax nii ci problème dispositif intra-utérin bi xam nga di nga toll foo xam ne nit ki dispositif intra-utérin rek la mën a jël su fekkee une femme dafa nekk cardiopathe wala mu nekk ak hypertendu wala mu nekk ak diabétique kooku mënul jël pilule mënul jël yeneen méthode yi da ngay obligé rek nga defal ko dispositif intra-utérin wala nga ligaturé te soo ko ligaturé yaa ngi arrêté njuram te peut-être xëy na jafe-jafe yi mu nekk mën na ci jóge pour mën a delluwaat ci njurum boobaa règle bi ma indi léegi yow xam nga leeral nga ko léegi dégg naa la xam nga leeral nga ko léegi moo tax leeral bu baax voilà ci problème mu faj mi tamit man dama koy wax toujours ñun dañuy faral di am ay waxtaan man secteur privé laa nekk ñun bañ nañ ko ba suñuy service dañuy am ay jigéen am ay góor yuy faj gynéco yi dañu am gynéco yu góor am yu jigéen gynéco bi ñuy référé bu dee jigéen ci jigéen lañ lay référé tant que nag nekkul loo xam ne cas bu urgent la ñu xam ne kii bu ñu intervenirul du baax te ku jigéen ki xëy na mënuñu cee jot on intervient avec gynéco bu góor parce que ñun yàlla suturaal nañu ba far ñi ñu nekkal ñëpp ay kii lañ ay nitu diine lañ yoo xamante ne yi ñoom seen bopp yu bëri dañ koy bañal seen bopp sax xontuma donc moo tax ma ne li cadre bi di liggéey nii dafa amal njëriñ ñun ñi nga xam ne ñooy fajkat yi parce que ñun fajkat yi bu ñu xamee suñu place rek xam fan la ñu mën a yem rek du ñu lor kenn te du ñu loru parce que des fois sax yaa ngi bëgg a dimbali jigéen fekk yaa ngi loru bien sûr ndax yaa ngi def loo xamante ne li yow sa diine mayu la ko nga def ko nga ne da nga koy dimbale daal di kontaan ne dimbale naa ko sauvé naa ko fekk booba yow peut-être am nga ci loraange moo tax nag lii am importance ci cadre bi nga xam ne lii muy liggéey nii am importance ci wàllu faj bi léegi man am naa beneen ci par rapport ak comme que dañuy wax santé de la reproduction et par rapport ak dañ ciy lëkkaloog ministère en tant que ay religieux parce que man boog sama conviction la man Mouhammad lu ma gëm moo di ne ni ñuy defee campagne pour planning familial nga xamante ni soo demee ci ñeneen ñi dañuy am ay jotaay yoo xamante ni dañ koy def ak ndaw ñi pour leeralal leen par exemple méthode contraception yi nan lañ koy utiliser ak yooyu est-ce que cadre bi mës na proposer ministère document boo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu la jeunesse nan lañ war a fegoo pour mu am ay principes yoo xamante ne ndaw ñi dañ koy xam li jëm ci wàllu woowu par exemple wane que ni ñun ni ñuy xeexee par exemple xam nga buñ pas espacement de naissance bu ñuy wax ci wàllu santé de la reproduction day dugg grossesse précoce en tant que ay religieux ñun suñu xeex bi ñuy xeexee grossesse précoce mooy ci ne ñu jàngal ndaw ñi que ne benn cadre rek moo légal c'est-à-dire ku bëgg a moytu li nga xamante ne moom mooy grossesse précoce mooy bul def rapport précoce c'est-à-dire loolu dafa war a nekk benn loo xamante ne dañ ko war a toqal ci nopp xale yi xamal tamit ne benn cadre légal par exemple da ngay gis léeg-léeg ci ay programme yoo xamante ne ci télé bi wala série ñuy wane ne rapport sexuel bu ndaw mi li am problème rek moo di ne mu bañ a am consentement une fois yéen ñaar ngeen pare
yéen ñaar ngeen pare liberté bi dafa mujj ëpp. yéen ñaar ngeen pare nga nangu même bu nekkulee sa jëkkër mun ngeen kii waaw léegi nag loolu en tant que cadre boo xamante ni yitte production parce que xale bu juddu te judduwul ci cadre bu légal boobu say waajur dinañ sonn benn am na beneen kii sa waajur mun na laa jox ngay lekk ak naan mais yow toujours am na sentiment bu xale bi di am par rapport ak yëg-yëg boo xamante ne connexion la buy jaar ci jaww ji ci lu waay di soxla ci waajuram ban kii proposition ngeen ci def waaw loolu wax naa ko sax ñi ngi gëstu actuellement nii di bugg a taxawal benn argumentaire religieux sur l'éducation des jeunes naa du jeune fille rek mais les jeunes garçons parce que xam nga ñu bëri dañuy dingat centre ado yi effectivement waaw donc moo tax ñun cadre religieux en tant que religieux ñu ne nañ taxawal benn document boo xamante ni sur l'éducation des jeunes comme ça ñun tamit ñu wax ni ñu gisee yaru xale yi ak yaru pourquoi pas au-delà benn document def ay centre ado yoo xamante ne c'est-à-dire bu doon am ngeen chaise ubbi fa centre ado parce que pour les sensibilisation loolu laay wax ni dañu bëgg am na benn projet man may defar boo xamante ne ça doit être un centre boo xamante ne bii cadre yi religieux yi ak kii yi xale yeeg yooyu yëpp dañ ciy am wàll su ko defee ça sera un centre au lieu que mu nekk comme centre ado yi centre boo xam ne ndaw yi dañ fay ñëw di fa fréquenter religieux yi di fa ñëw di wax ak ñoom su ko defee tamit mu amati yeneen yoo xamante ne parce que man keroog sax maa ngi koy wax ak benn sëriñu daara ma ne ko man dama gis ne léegi xale yi jigéen ñi bu ñu génnee ci daara yi une fois ñu tari alxuraan rek dañuy ñibbi seen kër bu ñibbee seen kër yi dañ leen di mayee ñu sëy bon ku ci continuer di nafar xëy na ku ci continuer wul da ngay fàtte mais bu fekkonte ne au moins ci daara yi am nañ ay centre yoo xamante ne dañ ko fay créer ba nga xam ne xale yi jigéen ñi suñu taree alxuraan mën nañu dem continuer di jàng ñaw wala ñu continuer di jàng sax ba dem ci université yi parce que pourquoi pas jigéen ñi duñu continuer ci arabe bi ba dem ba nekk université génn dem liggéeyi parce que bu fekkente ne ñun nit ñi dañuy jàng alxuraan te bu ñu génnee duñu dem dans la vie active defe naa ne loolu tamit dafay métti opérationnel waaw bu fekkee dañ lay jàngal rek boo taree alxuraan rek nga daal di dem ñibbiwaat sa kër boo demee ñu mayee la nga toogaat yow boo amaatee doom def ko noonu boobaa jigéen ñi tamit jigéen ñi nga xamante ne ñii ñoom dañuy wax ne jigéen ñi ñoo fiy nekk ñooy indi lii ñoo yor kii yi ñoo nekk ci vie active bi li ñuy digal jigéen ñi loolu mais foo mu am jigéen ñoo xam ne tamit dañuy génnee ci daara yi jàng ba am yenn niveau yu mag yi pour mën a contrecarrer loolu mais bu loolu amul tamit dañuy nekk di subir rek bien sûr te kon tamit bu boobaa day indi ay jafe-jafe mais ci côté boobu noonu est-ce que du amalgame bi nga xamante ne moom moo am ci wàllum jàng daara ak li nga xamante ne moo di la langue arabe en tant que telle parce que ñu bëri dañ yaakaar ni boo jàngee daara moom mooy langue arabe n'est-ce pas oustaz alors que y a benn différence boo xamante ne moom moo am ci langue arabe bi ak li nga xamante ne moom lañ lay jàngal ci biir loolu waaye ñoom surtout rek pour oustaz yaa ngi nii ak débouché bi boo amee bac c'est parce que amalgame boobu noonu moo nekk ci bopp nit ñi ba tey dañu le combat doit être porté parce que c'est un combat c'est ça ay benn couche boo dañ leen jàppale dañ leen teg na dañ leen teg ne mais c'est parce que nit ñi xamuñu c'est la première fois 4 avril président de la République wax ba tudd les arabisants. waaw mu ko gars yi di ko zibilé. c'est vrai pour wane ne c'est vrai dañ leen boole nit ñi xam parce que ni ngay déjà ñi ngi def ci daara yi boo jàngee ba génn nga mën nga def dem commencer par CI. mais xam nga CI boo ko commencé français ngay jàng. après nga continuer. mais c'est un combat boo xam ne dañ ko war a mënee ba nga xam ne. non loolu moom gars yi kii ne parce que am nañ daara yoo xamante ni xale bi day mokkal alxuraan bu paree yàlla def na ci tawfiq ci li nga xamante ne moom mooy alxuraan. suy paree du dem CI sax mais C1 lay dem. ñoo xam ne du ñu tardé te ñuy roc xale duñu tardé day ubbi xelam day ubbi xelam. mais bu ñu doon continuer nag jigéen ñi man surtout man sama combat jigéen ñi la parce que jigéen ñi vraiment man li ma constaté mooy ko ci tari alxuraan rek da ngay dem sëyi te vraiment jàng ba tari alxuraan ak ni alxuraan tari alxuraan ni mu jafee nga tari ko mokkal téere alxuraan bi ba pare dem toog sëyi toog jàpp sa njàmbur te war a bokk ci ñuy décider ci réew mi loolu tam war nañ koo te ñu bëri dañuy fàtte sax war nañ koo xeex quand même mais loolu li oustaz wax dëgg la maanaam te nag bu ñu def seen campagne moom danañ wax arabisants yi dañuy wax lu nekk mais ku fi ñëw rek moom dañoo jàpp ne waaw dañ lay loolu tamit ñun loolu tamit mi ngi dañ ndax gis naa léegi ñi ngi am ay école par exemple mooy li ma la wax rek ku ubbi daaraam moom entreprise la amee
parce que koo xam ne tey mënut a amee boppam sa diina lim jàngale boo jàngee dina jaar si daara ba pare jàng école arabe boo waree gëm sa bopp dëgg-dëgg da ngay sax maanaam du ma ko tuddee xeeb mais da ngay xeeb sax ki la war a élif te duggee ci école tubaab bi parce que non seulement yaa ko war a ëpp ittee yaa ko war a ëpp xel ndax fi nga jaar ci daara ji yëpp li nga daj yëpp mën naa am daju ko donc yaa ngi gis daara ji léegi gis naa daara yi léegi dañuy jàng alxuraan en même temps ñi ngi jàng école encadrement am na léegi ci internat daara internat yi maa ngi ñaan mu gën a bëri gis naa sax léegi ñu ngi koy gàllankoor di indi daara moderne waaye dañoo war a toogaat ak ñoom ñu gën a waxtaan ak ñoom laaj leen seen idée pas ñoom ñu indil leen seen xalaatu bopp maa ngi nuyuwaale oustaz Makhtar di ko ndokkeel ci daaraam fan yii rek maa ngi ko jox nuyoo colonel Bass ndax nee na ma tabat yadaa yi sëriñ daara yi doon jàng moo indi xay bi ci réew mi kon war nañoo dajewaat pour jàngaat alam nashrah loo xam ne dana kii waaye li ma bëgg a wax rek mooy bu ñuy bëggee dimbala nit nañ ko déglu waaye bu ñu jël seen programme jëlee ko fële ñëw imposé ko nit ne danañ ko def par force loolu boobaa loolu moo indi gàllankoor yi am je pense que même ci wàllu planification familiale ak espacement des naissances lu tax population bi ñu bëri rejeté ko mooy dañu foog ne nasaraan si moo jógee fee ñëw imposé ñu benn affaire loolu moo am bàjjan waaw mais du moment où am na xam nga planification familiale man dama bokk wala espacement des naissances dama bokk suñu gëm ni ku nekk yaa xam lan moo tax nga dugg ci ku nekk yaa xam ban njëriñ la jural ku nekk yaa xam boo ko defulee ban loraange lay jural donc pour man war na am benn liberté boo xam nit ki war na am décision boppam ne man de damay sorinteel samay jur parce que damay liggéeyi wala parce que damay nàmpal te su may nàmpal waruma neef war a lii ak lii parce que xam nga taxawaay bu soxna Roxaya am sànq wax ni te loolu xel nangu na ko wax ne jigéen bu wan na lor dina am ay jafe-jafe yu mu jur ci biiram pour mu bañati am ay gàllankoor wala mu jural ko ay problème santé après des années il faut mu moytu neef bi il faut mu am espace de naissance loolu tamit yenoon na maanaa léegi nag mais Louise moytu neef ça a toujours été un combat oui mais xam nga oustaz dafa wax sànq ne am na ay peuples yoo xam ne nekkul seen problème effectivement waaw oui ça c'est vrai am na mais ici on a vu aussi dans le Sénégal nag du dara ci ñoom waaw waaye du règle c'est-à-dire nef nit ñi nañ ko def parce que am na ñoo xam ne amuñ problème boobu man gis naa koo xamante ne ku ma jege la ay doomam da leen a nef te tey macha allah mais du si organisme yëpp la ñoo mën résister non dama bëgg a wax ni lu ci ëpp rek nef du feebar nef mais day rey de maa ngi ñëw yaa booy nef du feebar c'est ça il faut que nit ñi xam ne nef du feebar lay rayee du nef que nef mais am na ay feebar yoo xamante ni dafa koy jur mooy juddoo moo kii non non ñaar yi dafa wute man toujours su may wax damay wax ne comme que droit laa def mooy droit musulman terme dafa am solo parce que terme juridique la soo waxee nef dafay rayee yaa ngi tiital nit ñi or que nef du feebar parce que tey am na ay pays yu bëri yoo xamante ni soo gisee seeni doom Hassan ak Hussein jëlal ci këru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Hassan ak Hussein duñu ay seex seen yaay da leen a nef seen yaay da leen a nef duñu ay seex kon nef du feebar mais nag am na jigéen joo xamante ne moo tax boo gisee boroom xam-xam yi bañan li su ñuy wax ci wàllu woowu dañuy wax ne planning familial warul nekk benn programme bu ñuy campagnal pour que buntu bu yaatu boo xam ne ñëpp ciy soobandoo tey jigéen ji ñëw Kumba Njaay bu ñëwee ci Tarokaya en tant que benn sage-femme boo xam na état wu Kumba mii patient am bii ngir ne tey jigéen dina ñëw ci moom ëmb mu am loo xamante ne tere na ko beneen jigéen ñëw ëmb loolu mu ko tere du ko tere parce que kële organisme moo àndut ak lam koy tere kii organisme mën na dem ma jël par exemple ci Ramadan bii ñu jëm jigéen day ëmb ñëw ci yow nga ne ko bul ko xalaat woor bul ko xalaat parce que xam nga ni su fekkente ni ëmb bi woor ñëw na ci bakkanam xaj na ci noonu tamit lay demee ci jigéen ji nga xamante ne macha allah santé de fer la ko yàlla may kookee tey jii nii bu ñëwee ci yow da nga koy jox lu dëppook li nga xamante ne mooy rek mais malheureusement ci Sénégal li jëm ci planning familial ak yooyu
xooluñu ba xam ndax yow kii nga dañu nekk bunt boo xamante ne dañ ko ubbi da ngay gis jigéen ñi suñu wasinee ci salle bi laata ñuy commencé nàmpal si la ñuy ñëw ne ana ñi bëgg a def planning familial. ah bon léegi xam nga li indi sax campagne bi mooy li mu wax léegi rek xam nga jigéen day nekk ci jafe-jafe nga ne ko yow da nga war a moytu borom këram ne ko déedéet du moytu na kii man non du jël méthode contraceptive te yow xam nga ne kii li mu daj ci ëmb bi daj ko ci wasin bi bu jëlul méthode contraceptive bi mën naa am jafe-jafe su ko defee yow da ngay topp ci jëkkër ji di wax mu léeg-léeg da ngay wax ba da ngay dem sax ba ci imam ba pour mu jàppale la ci borom këram pour mu mën a wax ak moom pour mu kii am na benn femme dafa accouché def hémorragie de la délivrance ma ne tuuti mu ñàkk bakkanam bi mu accouché ñu daan ne ko déjà moom amul woon sax kàttanu nàmpal parce que elle était très anémiée ñu woo borom këram ne ko kii dafa war a noppalu mu ne du noppalu ñu ne ko ñaata soxna nga am mu ne benn soxna xam nga bu fekkoon ne sax am na ñaari soxna dañ ko naan jëlal soxna si mu ne dee du ko def ñu ko wax moom mu ne du ko def ñu dem femme bi dellusiwaat ñëwal boppam ne moom dafa bëgg a def une méthode contraceptive parce que moom xam na ne li mu dund su ko defulee day dee ñu ne ko déet xaaral ba sa borom koy ñëw parce que ñun li ñuy bañ mooy sa borom koy ñëw porter ñu plainte parce que ñu wax ñu sax affaire yu diine bi waaye bu waaw si c'est sa femme non fekkee ne femme bi moo ñëw en personne il faut le consentement des deux mais non elle est majeure et vaccinée sax waaye ku nekk xam na ne réew mi fii même bala ngay dem ci yoon ba ñu wax ne moom elle est majeure et vaccinée dina fekk yow yàq na sa liggéey ba nga dang-dangi ca dugg ak génn ba tas donc yow li nga mën a def rek mooy négocier di négocier waa ji bañ la femme elle a pris une autre grossesse elle est morte mais xam nga loolu c'est dangereux mais waa ji bi mu takkaatee beneen soxna moom ci boppam moo gàddu soxna si indi ko ne xale bi dafa tuuti dafa bëggoon ñu dimbale ko defal ko une méthode ba ci kanam mu soog a am doom ma ne ko déet méthode ba ci kanam mu soog a am doom amul day mën a am doom ami jafe-jafe ñu kii ko waaye kanta moom kay elle n'a qu'à faire ses preuves comme yow takk nga ko na def preuve am ba pare su defee preuve te kooku elle avait 20 ans mais booba waa ji tiit na paranoïa na ba xam naa am na au moins te loolu yëpp yu mel noonu nag mooy indi campagne bi nit ñi di ci wax ak yooyu ba religieux di ci wax mais su fekkoonte ne dañuy xool rek ki nga xamante ne kii moom moo ko yeyoo mu def ko ku ko yeyoowul nga toog ku ko mën tamit nga kii ko kon du woon am problème daal mais problème bi si loolu la nekk te loolu tam moo nekk tam ci vaccin yi parce que vaccin yi tamit nit ñi dañ naan seen doom yi du ñu vacciné wu parce que vaccin yi tubaab yee ko indi xamuñu leen di defal nangam dugg na fi génn fi te boo seete man sama loxo bi yëpp ay léegi ay pistolet lañ ñu daan ñàkk ba ñu xale pistolet bi ku nekk mag mu ne jaar tey lan mooy projet wu cadre des religieux pour la santé et le développement fan ngeen jëm ak lan ngeen bëgg. cadre religieux moom fi nekk nii non seulement day continuer sensibilisation mais 2022 2023 ñu ngi jëm ci nag cadre pour les jeunes. waaw ñu ngi jëm daal ci ñaax ndaw yi ñu waxtaan ak ñoom pour que ñu changer comportement yi di jub tey jubal daal. tey tamit ñu mën leen a seetal tamit nañ leen mën a jàppale pour que ñu mën a tënku ak seen diine ñu fu ñu mën a féete. sëñ Aliou. waaw dañu tëj. non lan ngeen. waaw non day tëj. waaw dafa war a tëj sax ndax. waaw non xam nga kon comprendre nga may tamit ñuy napp. may di sa jikko rafetul. donc comme li oustaz wax léegi rek. maanaam jug di campagne pour jigéen ñi def espacement de naissance wala yooyu loolu sax taxutu di cadre bi wax naa ko sama biir wax. nee naa juguñ campagne pour forcer kenn na ko defal. dañoo bëgg ki nga xam ne am na conséquence bëgg koo def. ñu leeral ko ne ko l'islam may na ko. maanaam man loolu leer laay wax foofu. cadre bi loolu boo gisee sax suñu bës bi bëriwul loolu la parce que du ne lu nekk nañuy dugg dañ koy saytu jaarale ko ci yoon jaarale ko ci l'islam. donc buñ demee ba Kolda. dem ba Ciloñ. ndax ànd naa fa soxna si. en tant que religieux moom en tant que technicien ñu ànd ak ay imam foofu noonu. fekk fa tamit personnel de santé. mais ñun si loolu nañuy régal maanaam ku am soxla bi ba pare am conséquences yu ko dab. mu ragal ki ko ragal loo sax dañuy toog ak moom waxtaan ak moom ba ñun ñëpp ñu déggoo ñu mën koo wax ne ko l'islam may na la loolu donc comme ni ko Soxna Rokhaya incha allah cadre bi lépp loo xam ne lu dem ci santé la ak développement nekk suñu réew mi pare nañ pour jàppalante ak askan bi. ngeen joxe seen dénkaane jëmale ko ci askan bi. waaw ñu tëj. waaw li ñuy dénkaane rek moom mooy toujours damay wax ne nañuy bàyyi xel suñ diina ji ndax diina dafa nekk loo xam ne li tax yàlla indi ko
du ay caaxaan. bu ko indee nga topp ci. dafay régler problème yi nga xam ne dañ ko am ci àddina bi. par exemple suñu njiit yi bu ñu toppee li leen l'islam sant gis nga Sidna Omar ibnu Xattaab radiyallahu anhu bi mu nekkee amirul muminin daraan toog di tiit. ñu koy wax na ko lan moo looy tiital mais damaa xam ne su yoon yi baaxul ba nit war gawaram ba am si accident loolu yàlla mën la koy laaj. te ñun ñu dem am na at ñu ànd fii soxna si dem côté Bakel ñu jaar yoon woo xam ne 15 minutes war na la fa jàll am nañ fa ñaari waxtu. ndax yoon bu bon. te yoon bu bon woowu noonu conséquence lay indi ndax jigéen bi ëmb. amul gynécologue amul hôpital. war a jël charrette war a jël. war a jéggi yoon woowu yëpp. loolu lu ne mën na fa xaj. loolu tamit yàlla mi ngi koy laaj njiit gi kon li may digl nekkaane bi daal moom mooy ñun ñëpp ay sàmm lañ. te ku nekk yàlla dana laaj sa caawoo. mooy kenn ku nekk rek na xam ne responsabilité bi mu am digganteem ak li ko war na ko def moo xam borom kër gi la moo xam chef de entreprise bi la moo xam tamit nguur gi la ki nga xam ne moo amee gouvernement. am na solo Seydara xëy looy dénk ndaw ñi jigéen ñi. waaw bala may dénkaane ma gërëm leen sant leen rek di vraiment di rafetlu seen toogaay bi ak seen question yi surtout imam tamit yokk nañu. te loolu la jotaay di jëriñ nit ñi yokkoo ci. te yokkoon nañ ci donc ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di dénk rek jigéen ñi ne leen Covid bu mu tee kenn dem hôpital faju ji képp koo xamante ne ki amooloo fajoo da ngay jege sa bàjjen gox bu boobaa moom dina la yenu yóbbu la hôpital ñu consulter la ñuy ñaax tamit suñu njiit yi tamit nañ dimbale jigéen ñi pour ñu mën a dem faju ji mën a dem def seeni consultation surtout jigéenu wéru yi ñu accentuer vraiment njàppale gi ci ñoom surtout. am na solo ñu ngi lay jaajëfal. Soxna Rosalie très rapidement. waaw comme que Mayte mu ngi nappee ci ginnaaw kay moom xanaa remercier leen ñoom te di leen gën a ñaax rek c'est vrai Covid bi mu ngi fi mbas mi jigéen yi war nañ mën a dem hôpital sensibilisation bi lu baax la mais quand même ñu yokk mbir mi ci wàllum développement bi ndax askan wi tamit soxla nañ ko leen jàppale bu baax côté social loolu benn ndénkaane bu ma leen ko doon def ci seen cadre bi la. am na solo yow Oustaz. waa di jaajëfal di rafetlu initiative bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na leen yàlla yombalal et surtout fexe ba léeg-léeg di proposer ay études yoo xamante ne yu basé wu la ci l'islam parce que effectivement mënuñu noppi et réew mi ñu nekk ci réew Sénégal dafa bëri ñoo xamante ne dañoo am fitu wax ci turu l'islam te la ñuy wax bu ñu yëkkatee seen kàddu da ngay xam ne kii li muy wax xamu ci dara. am na solo mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen cadre des religieux pour la santé et le développement dañu fi dalaloon tey ba suba ak jàmm ak seen mbokk Oustaz Mactar Sarr asalaamaaleykum. bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. wala àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax. الله أكبر الحمد لله.